Voilà. Salam, salam, salam les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà. Ñu ngi xaar ñu may leen tuuti ngeen ñëw incha allah ñu tàmbali waxtaan bi. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Tey da gaynde Pastef bi moo leen di seet si incha allah Fatou Cissé Goudiaby. Voilà, donc partagez au maximum ñu waxtaan. Grand Aruna maa ngi lay ziyaare. Adama Camara ñu ngi leen di ziyaare bu baax. Khady Cissé kooku sama benn chéri la mooy rakk bu nopp grand frère am la kooku rakk bu nopp grand donc Khady bu la awa jàppee tey dina la chicoté nga xam yow xaaral ba awa ñëw foofu jàpp la donc gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax partagé leen ko au maximum donc ñu mayaale suñu sœur bi mu ñëw léegi incha allah ñu amal ay waxtaan yu am solo defe naa tey am na loo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko n'est-ce pas am na loo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko tey ci Sénégal te xam nañu borom doole bi fi mu toll xam nañu borom doole bi fi mu toll am na nag ay manipulation yu nekk ci ginnaaw gis nañu vraiment ñi ay waxkatu dëgg génn gis nañu dëgg bi gis nañu beneen ay manipulateur génn vraiment teg jël ay wax yu ñaaw rek ñu ne dañ koy teg Sonko avec ça nag ñu ne réseaux sociaux yi ñooy saagakat yi il faut ngeen xam dara boo leen saagaa Sonko xale yi dinañ leen saaga maanaam fii dóor fayu moo fi am dóor fayu voilà donc loolu moom il faut ngeen boole ko ci seeni ay xalaat ak seeni ay xam-xam voilà kenn du leen may dara maanaam dóor fayu moo fi am tàppet amu fi voilà du ñu tooñ nag du ñu tooñ ku xaar rek pour ñu ñëw tooñ la du ñu def loolu mais ku yaakaar ne yow di nga fi ñëw saaga doomu aadama yi te kenn du la saaga da ngay fen donc dinaa dugal la nga xam ne moom la beneen éditeur u Sénégal bind génn benn ñaawteef bu bon teg ko président Ousmane Sonko donc loolu ñoom nee nañu ñun ñooy saagakat yi waaye dinaa leen indil boroom li mu wax ngeen xool ndax ñun ñooy saagakat yi walla ñoom ñooy provocateurs yi parce que dafa am loo xam ne rafetul ci doomu aadama parce que Ousmane Sonko am na lu ko yàlla may ci Sénégal ak nga nangul ko ak nga bañal ko loo mësta gis nag ci histoire du Sénégal donc nit kooku dañ ko war a jox cër mais pas di ko manquer respect ak di jël ay kàddu yu tegginewul di ko teg ci ndoddam gi voilà yéen ñi ko fas yéene def nag amul problème on va vous répondre incha allahu rabbi parce que yàlla dafa def suñu làmmiñ yi kenn yeewu ko non suñu làmmiñ yi mi ngi marché mi ngi fonctionné te suñu gémmiñ yi ñun ñoo ko moom donc on va vous répondre incha allahu rabbi donc xaaral ma woo sista l'ordinateur je n'arrive pas à rentrer en vidéo non ok xaaral ma xool ko tuuti ma voilà gars yi ñëw leen en attendant kii ko allo sis allo gis naa la yaa ngi dégg mais defe naa dégg allo yaa ngi dégg waaw sori naa
léegi doo ko mën a mais même bii buñ ko defee parce que man dama jënd ordinateur pour rek ñu defoon ko ni ñu ko bëggee mais dinañ ko defaat de toute façon parce que bu ma réglé ordinateur bi yaa xam ne daa may kon laay invité beneen voilà léegi yow il faut nga dugg ko ak téléphone voilà léegi maa ngi demaat ci ma la gisee rek comme ça. Ah donc gars yi defe naa suñu sœur bi mi ngi ñëw léegi nañ ko may une seconde war nañ koo gis mais waa ana Tunkara Tunkara ngi nii sama waa ji Tunkara ñëwaat na voilà donc est-ce que mu ne attention ñoo ngi lay dégg no amul problème waxu ba fa woon benn masiba waxu yoon donc Sister Khadija la ñu doon kii la ñu doon waxal rek donc ça va quoi c'est y a pas de problème voilà donc voilà donc ñu ngi xaar Sister bu ma la gisee rek incha allahu rabbi ma jël voilà gars yi jéggal leen ñu tuuti rek bu ñu gisee Sister boo ñëwee rek da ngay bind je suis là comme ça bu ma la gisee kookal la sama xarit Ibou Fall maa ngi lay ziyaare maa ngi ziyaare Mariam Sibe voilà mu ne man yaay sama TFM bul ma def TFM waaye nee non neel au moins leneen jox ñu beneen tur kay neel yaay sama information yàlla bu ñu yàlla def TFM yàlla nañu yàlla musal voilà parce que nous on veut vraiment apporter des informations qui vont servir à ne pas manipuler les opinions voilà voilà donc dañu may voilà ma fille t'adore elle a 10 ans elle s'appelle Daro Fall ah kon am naa xarit Daro Fall am nga xarit voilà donc takk naa la xarit manit je t'adore beaucoup macha allah waa nuyul ma ko nga fóonal ma ko bu baax a baax voilà Fatou Cissé mi ngi nii donc on l'a ici voilà deewi waaw gars yi defe naa ñu may suñu sœur bi ay kër rek deewi gaaw mais verte bi du mu demee nii verte bi mais lii Pastef na de sista bi Pastef na de voilà man tamit fàttewuma tey sama t-shirt bi defe naa ku mën a liir dana liir lii tey bu soobee yàlla billaay salaamaaleykum donc sista ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax di la remercier aussi si temps bi ñu may pour ñu mën a waxtaanee li nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy Sénégal donc xam naa comme xaw nañoo tardé tuuti ñu bàyyi la rek yow nga déjà nga nuyoo ak internautes yi comme ça incha allah ñu tàmbali waxtaan waa asalaamaaleykum grand Tunkara asalaamaaleykum patriote yi nga xamante ne ñi ngi fi toog te yëpp di seetaan di ziar ñëpp di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di wax ne waa verte bi tey nag dama bëggoon fiicu gis nga fiicu comme xale yi bu ñuy dem xeex yi ba ñu nekkee xale takk sër beeg ndëpp bi waaw moom laa bëggoon def ko jax ko ñëpp daal mais comme nañ taaxirlu rek fii ak semaine prochaine ñu xam fu wànnante di mujjee géttam su boobaa dinañ xam ni kuy bëgg a xeex ak kuy wut ku la xeexle kaa ñu xeex du leen boole incha allah xam nga sister en fait temps yi yëpp man defe naa sa feebaru Pastef bi moo ma dal parce que en réalité
sama genre gi moom gis nañu ñun dañoo xeex ci àllum neen te fekk kenn invité wuñu ci ab xeex donc ñu gis suñu waa ji jógee fële bëgg a accaparer li nga xam ne ñëpp a ko bokk donc je pense que ñàkk xam-xam ak ñàkk teggin bi nga xam ne moom la Macky Sall di woon Sénégalais yi je pense qu'il est temps que les Sénégalais ñu def face mais nag comme ni nga ko waxee defe naa ñun ku ñu xam na ne tàmbuñoo tooñ waaye li gars yi di wax rek tooñ fu mu jeexul rek fayu du fa jeex te je pense que les Sénégalais tey war nañoo am benn modèle boo xam ne tàmbale ko ci waa Pastef boo xam ne lu ñu jàngat ci Sénégal la parce que ki nga xam ne moom ngeen jiitu moom moo leen jiite dafa am caractère bu nekk ci moom soxna si bu ma mën a ne man en tant que individu j'ai 48 ans bu ma mësul gis ci Sénégal Ousmane Sonko caractère am bi nekk ci moom mënuma ko seedeel sax ñi nekk sama kër li Moustapha waa ji wax keroog moom li mu waroon wax ne Sonko moo ko gën xam nga moom keroog dafa def benn erreur bu catastrophique suñu paa bu incohérent boobu parce que dafa ñëw di waxtaane affaire Sonko xam nga yàlla tey bi nit ñi comprendre ñu mais atteem daf koy def ci jooni jooni dafa def di indi ay ñaawteef di ko teg ci deru Sonko ba yàlla def mu dem saaga ka nga xam ne moom mooy yonent bu tedd bi donc je pense que tey man wax ji fi ma koy jëmale différent de lui man Ousmane Sonko mësuma gis ku mel ni moom ci kër gi ma juddoo yaroo fa màggee fa te ay nit yu sell na parce que amul benn possibilité bu ma la mën a wax ci àddina ne man ci sama ay frère ak sama ay sœur ak ñi ma dëkkal yëpp ak position yi ñu mës a yor ci àdduna yëpp ak liggéey yi ñuy def am na kenn koo xam ne mën nañ ko cay jox dayoo bi ñu jox Sonko maanaam doomu aadama boo xam ne da nga liggéey ci buntu koppar pour 15 ans fa koppar yi gënee bari nag fa nga xam ne lépp ay luubalkat la maanaam ku nekk mën ngaa luubal ànd ceeg keneen te kenn du la weeji donc yu mel noonu nga liggéey ci fu mel noonu 15 ans amul benn dërëm boo xam ne mën nañ la ko rapproché maanaam ci gàttal mën nañu rek nit juddu màgg sell ñëpp xamee ko sell mu jékki-jékki rek am adversaire boo xam ne daf ko bañ ba wane ko ci tappale côté bu ne nag jékki-jékki rek ñu ne dañ koy lalal benn plan doomu sénégalais yëpp gis ko vraiment mu doon loo xam ne dañ koy naqarlu bu baax a baax parce que yaakaaroon nañ ne démocratie Sénégal nasax na loolu weranteetuñ mais je pense aussi que yaakaaruñu woon ne dinañ ko wàccee ba si niveau bas bi nga xam ne foofu la ko waaj yi yóbbu parce que tey Sénégal mën nañu ne genn wàllu journaliste yi yëpp yàq na leen parce que am naa benn exemple boo xam ne tey c'est extraordinaire mooy tey Ousmane Sonko xëy dem université man sax ci ay nelaw laa tiit te bu ma la waxee dara ku àndul woon du ma ne ku àndul sax nag mais koo xam ne la musul dugg ci affaire Ousmane Sonko moo ma yee ci ay nelaw Ousmane yeewul ma yeewu ma defee ne benn catastrophe la may wax ndax fan yëpp wax dëgg yàlla la yàlla xam doy na parce que pare naa daal man pare naa ma ne tekk rek waaye pare naa donc Ousmane jógal nit kooku nga xam ne àndul ak Ousmane Sonko mu ne laa ilaha illallah mu ne waa ji de tojati na Sénégal ma ne lan moo xew mu ne université la dem waaye boo gisee tali bi dafa mel ni géej gu rëcc dugg ci biir dëkk bi ma ne ko luy loolu rek ma taal Facebook bi ma taalee Facebook ma copier lien bi ci sama page may seetaan adduna bi yëpp di seetaan xale yi ni ñu kontaanee gis Ousmane Sonko ba way yi leer nag ñu naan boo ko laalee dinañ la dóor ñu gis benn journaliste bu corrompu dem bind Sénégal Ousmane Sonko tekkale ko ak kaddu bu ñaaw ne xale yi dañ ko doon wuure ci université xam nga man comprendre naa sax nit bu dul wax dëgg waaye nga jël dëgg boo xam ne vraiment c'est flagrant ni may xoolee verte bii nekk ci yow adduna bi yëpp di ko xool ma ne non lu weex nga sol je pense que loolu dafa jaggi dayoo loolu nekkatul wax fen mais manque respect la te fa man nga jéggal ma man xëy na dama radical mais dafa jot xale yi commencé désactiver ci yenn page yi pour wane seen doole am na page yoo xam ne
manque de respect bi ñuy jox Ousmane Sonko xale yi dañu war a ware seen bopp won leen ne ñun ñu ngi leen di seetaan c'est malgré à Ousmane Sonko parce que tey TFM ku ko xam musul gis mu am 10 000 vues Facebook fan la TFM di jëlee 10 000 vues TFM tey boo ko seetaanee 10 000 vues lay am nga dem Sénégal sax boo ko seetaanee ay 7 000 8 000 vues lay am ak yeneen ndax Ousmane Sonko tudd nga turam rek adduna yëpp ñëw nañu parce que tey ñun xam nañu ki mu doon ñun xam nañu li mu représente donc Fatou déjà bu ma accaparé wax ji parce que keroog am naa lu ma neex bi ma waa Pastef ñëw wàllu parce que j'étais avec Khadija Mahécor ak Sankariste ma am problème mu internet mooy ci ordinateur bi mais ñoom modéré nañu vraiment waxtaan bi ba yeggali ko lu ma mësut a gis ci àddina donc defe naa bu ñu la bàyyee waxtaan bi yow tey di nga am yu bari yoo xam ne di ñu ko rapporter bismillah ñu bàyyi la ak waxtaan. jërëjëf grand Tounkara nga wax lu am solo waaye man fi ma bëggoon tàmbalee mooy di dellu di sant yàlla bu baax a baax ndax képp koo xam te ne patriote nga képp koo xam ne sénégalais nga Sénégal fees sa xol tey dangay sant yàlla ndax xam nga lu tax grand Tounkara gis nga combat bii pour Sénégal bu bees yow xëy na dañ cee nekkoon wéet ci Pastef ñu nekk ci wéet ci ñëpp ñi nga xamante ni ay patriote la ñu leen di wax sa peut être ay activiste la ñu nekkal fi pour Sénégal parce que ku nekk yaa ngi woon sa ruq wéet ci ngay def des cris de cœur di yuuxu di wax nañu changer Sénégal di dénoncer société civile bi képp koo xam ne Sénégal dafa fees sa xol yaa ngi doon sa ruq day di dénoncer bëgg affaire yi changer waaye lii nga xamante ni dañoo jël lu ñaaw lii lu rëy lii ba nga xamante ni ñëpp seen xol tooy nañ ñu teg ko ci kaw Ousmane Sonko yàlla def ñëpp booloo lu ñu doon ku nekk li nga doon def sa côté yàlla tey ji ne da ngeen di booloo yéen ñëpp tey ànd tey xeex ko def ni benn say tey jii pour loolu am kon loolu tax ma ne ñun dañoo war a sant yàlla ndax ci yoon boobu la ñu nekk ndax tey jii boo xoolee Facebook képp kuy live képp kuy kul live kat di live ndax Sénégal rek tax tey jii taxaw nga tigi fas yéene ñu ànd ci xeex bi képp koo xamante ne yaa ngi Sénégal ngay politicien ngay def politique boo xamante ne dafa noble pour l'intérêt du Sénégal tey jii yéen nit ñi ngi ñëw ànd ci ginnaaw Ousmane Sonko société civile ñëpp ñu dem tey jii ba xeex bi nekkatul xeexu Ousmane Sonko nekkatul xeexu Pastef déedéet xeexu patriote yi la kull patriote tey jii donc loolu tey jii lu war a jara sant yàlla la te ginnaaw loolu ñu ciy sante yàlla grand Tounkara gis nga li nga xam te ne dafa dal suñu kaw frère bi Ousmane Sonko daf ñoo jàngal lu bari ñu war cee ànd ak ñu war a gën a renforcer yenn yi suñu conviction suñu détermination suñu endurance suñu engagement waaye ñu fas yéene pere tigg grand Tounkara suñu conviction mooy lan ndax gis nga nit boo àndee gëm-gëm ak gëm-gëm bu mu mënee doon gëm-gëm bari na ay yoon dara waru laa fëkk kon tey jii suñu engagement ñun boo patriote yi ñu jug ni këll ne Ousmane Sonko moo ñu doy pour changer Sénégal dafa gën a renforcer suñu ay conviction waaye nag di wax ni seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel dañ koy nangul nag ñu bari ñi nga xamante ni seytaane yooyu des fois ñu ñëw fëx këf seen xel ji indi fa ay jiixi jaaxaa même bu dee au fond ñoom gëm nañu waaye jiixi jaaxaa ji kenn mënu leen koo bañal waaye di leen wax rek lépp luñ leen mën a tegal ci kaw Ousmane Sonko rek li am solo lañu xool li ñu ci amal njëriñ mooy lan jëmm ji projet bi nga xamante dañ ko jël teg ko suñu loxo mu leer nañ bi may projet bi gën pour tabax Sénégal jëmm jooju la ñu fas yéene jël protéger ko en même temps que le projet ànd liggéeyal Sénégal ndax Ousmane Sonko nee nañ kat un leader mooy le parcours et le discours te daf ñu koo wan na te lu ñu teg seytaan du ñu tax mukk ñu dem di weddi di dugg ci lenn ndax xam nga lu tax fi ñu bëgg a jëmale mooy premier jour vendredi ci guddi loolu la waxoon sama frère yi ñuy réunion ci guddi ma ne leen li ma jooyloo lenn rek la gis nga ñii tuuma gi ñu teg loolu intéressé wu leen de ndax xam nañ ni dañ koy c'est facilement démontrable que ni du dëgg
comme niñ fi tegoon di ñu jiiñ ay salafiste ak ay financement illicite ñoom loolu intéressé xam nga li lay intéressé dem ci biir bopp sénégalais yi toog fa quelque part bàyyi fa loolu nga xamante ne moo indi jiixi jaaxaa man de personnellement man Fatou Cissé Goudiaby projet bii coow lii lenn laa ci xamal mooy lii ñu ko teg muy viol dama ni viol amul tey viol amul la xam nga loolu ñu ñëpp leer nañu lii ñu bëgg nag bàyyi ko suñu xel di ñu naan nit la comme ñëpp tey ji bu violé wul tamit def na fa leneen dama ni xolal képp koo xamante ni yow da nga ni tu es blanc comme ne xolal bu yàlla defoon dans le pire des hasards tey jii loolu ñu bëgg def suñu xel ñi tey jii ni magum jëmm la def na lu ko fa neex man Fatou Cissé Goudiaby Tunkara ak ñii di ñu seetaan man mënu leen ma waatal ni man bu ma tëjoo set naa wecc tey jii Ousmane Tunkara bu ñu doon julli tey jii yàlla ne ma jigéen ak góor bu ñuy julli tey yow yaa may jiite man kan moom wax ni yow mii di ma jiite yow am nga julli exactement kan kon nag ginnaaw nag kenn mënta waatal kenn man dama du dugg ci vie privée nit ndax xam nga lu ma ci amal solo mooy boo ma jiitee la nga may wax ak la may def ba keroog ma ci teg sama bët ndax bu fekkente ne boo duggee sa biir ruq la nga fay def soo génnee du yàq lenn ci li ñuy xeexal Sénégal nañu ànd dem ci li ñuy xeexal Sénégal exactement kon nag dama ni patriote yi nga xamante ne dañuy indi jiixi jaaxaa naan tey jii bu fa defoon leneen loo xamante ne moom la ñuy bëgg du ma fa yegg parce que ñii li ñuy def dafa ñaaw ba nga xamante ne ba dama am kersa sax di aller jusqu'au bout waaye lu ci mënte am dama bëgg ngeen xamante ne patriote li leen amal solo mooy Ousmane Sonko lan lañ ko soxlawee mu jiite suñu réew jubbante suñu réew lañ ko soxlawee am déet te kon suñu réew boobu war a jiite dina ci ànd ak patriotisme dina ci ànd ak intégrité am na compétence te fas yéene na défendre Sénégal parce que moom kat fas yéene ne kat Sénégal first képp ku mu jàkkaarloo dina am fit jom ku laak fayda ba ku mu jàkkaarloo ne la intérêt Sénégal first lay défendre kon kooku boo ko amee leneen lu la waay mën a wax leneen lu waay mën a indi bum la doy ba bés moom mu taxaw mu ne maa leen doon jiite mënatuma leen jiite kat parce que kat lii ak lii ak lii ginnaaw bu ñu paree ci loolu nag am nañu conviction bi ne waaj lii ñu ko teg dara du ci dëgg kon nag dañu fas yéene nag ànd ak détermination bu mat sëkk pour xeex ko ndax xam nga lu tax lii nga xamante ne tey jii ñu ngi ko faagaa fas yéeneel Ousmane Sonko mooy leen fexe ko ba dindi ko ci langue politique bi ginnaaw ñun patriote dañu ne le projet c'est Ousmane Sonko Pastef avec Ousmane Sonko dinañ fas yéene défendre ko ba fu mbaxane doonee benn te kat bu ñu fexee tey jii fexe nañu viol jàllul ndax viol bi ñii tax tey jii mu aboutir mooy ñu bàyyi la ñu lever immunité parlementaire xam nga loolu sax c'est technique ñun fi mu ne on va aller dans un discours très terre à terre immunité parlementaire kenn mënu koo yëkkati parce que ñoom fee yi ñëpp xam nañu c'est du complot te gis nga bala ngay xam ne complot la ay nit yoo xamante ni dañ la daan woo ci suuf naan laan waa politiciens yi nangam ak nangam ñooñu ci boppam ñoom ñoo lay woo ci suuf ne la xolal jàppaleen te teewoo bàyyi rek te yàlla baax na kon nag ñun tey jii lu mu leen jaral rek tey jii dinañu ko jaral dinañ leen ko nagul nag ndax gis nga Tunkara bu fekkente ne sa àdduna yëpp yaa ngi koy xalaat lekk ci noddu askan bi ci alalu askan bi nga ko yaakaar xam nga kon tey ji ñoom c'est tout à fait normal ñu tiit c'est tout à fait normal tey ji ñu mu leer leen tey ji keneen ku dul ci ñoom ci biir système bi bu fi toogee ku mel ne Ousmane Sonko seen àdduna yàqu na abadan ndax ñii xamuñu xëy di liggéey comme ñun li ñuy xëy di liggéey di ñàkk daan doole ñii lu ñu xam toog di lekk ci riba jël alalu askan bi di ci lekk kon tey ji ñooñu seen teraanga jooju ku leen ko bëgg a xañ tey jii looloo waral ñëpp am dinañ ci xar seen tànk tubéy tey jii ba ku mel ne Ousmane Sonko du toog jaral na leen ko nañ leen ko bàyyil ñun nag mu jaral ñu tey jii lii di projet tabax Sénégal un Sénégal de tous et pour tous lu mu leen jaral ñoom pour sàmm seen teraanga dinañu ko jaral pour taxawal Sénégal de tous pour tous boobu te loolu nag mooy lenn xeex Ousmane Sonko kenn du ko sàng bu ñu fexee tey jii ba insurrection bi nga xamante ni loolu la ñu bëgg a tamee ba bëgg a fas yéene tëj Pastef
bu ñu tëjee Pastef ñu ubbiwaat beneen Pastef ndax wax ji. non Pastef de Fatou mooy li nekk ci bopp yi. pour muy leer. Pastef kenn du ko tëj. du ñu leen may dara ñun comme ni nga ko waxee rek ñun ci démarche boobu la ñu toog. bu ñu tooñee vraiment nañu doxal yoon. parce que nit bëggul tooñ kenn bëggul tooñ ci àdduna bi. parce que dinaa la wax dara te defe naa lii Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët te yéen ñëpp déglu ngeen te dinañ ko ñaanal jàmm parce que ñun ay nit yu baax lañu te ñun ay nit lañu yoo xam ne ay nit yu yàlla lañu waaye dama ko posté sama page démb pour doomu aadama yi gis ko gis nga ba ñu dajee assemblée nationale boobu di wor yàlla di def ñaawteef boobu ñuy def boppu député Pastef yi la tête de tous les députés du Pastef mi ngi hôpital dafa am malaise ñu yóbbu ko urgence loolu yàlla mooy envoyé ay message pour ñu dégg ko duñ ko ñaanal lu bon nag ñaanal nañ ko yàlla fëgg boppam yàlla may ko wér mu delluwaat ci njabootam parce que nous on est des personnes sereines ñun dañu ànd ak suñu sago ñu doon ay nit yoo xam ne dañu am xol yàlla dafa def xol ci ñun ku ñu tooñ ñu xeex ak yow ku ñu xeex ak yow ba duma la nag ba teg la ci suuf dinañ la yëkkati yóbbu la faji la teg la sa kër bu dee kaso nga war a dem tamit ñu yóbbu la kaso parce que ñun Macky Sall lim ñu bañal ñun dinañ ko nangul mooy atte maanaam séparer pouvoir u Sénégal yi jël li nga xam ne moom la baaxul moom la nanguwul incha allah ñun li ñu bëgg a xeex tey ak Sonko bis bu ko yàlla mayee réew mi ñun ñi nga xam ne ay sympathisants lañu sax mooy au moins moom mu def la nga xam ne moom diggee na koog ñun te musuñu koo gis mu wàcc boobu tal Fatou dafa am kaddu boo xam dafa am waxtaan boo xam ne gisuma sénégalais yi di ko laal te man dama xam Macky Sall te mu doon nit ku dangereux xam nga fan yi mi ngi laam-laame affaire Ousmane Sonko bii am na benn journal boo xam ne génnee nañ ko fan yële passé Témoin quotidien ma am lu ma ci liir xaw ma ndax yow jot nga koo jot boo ko jotul mën naa la ko envoyé waroon naa la ko yónnee nag déjà nga xool ko mais Macky Sall bi muy dem di attaquer Ousmane Sonko ci porox ndallu viol dañu bind ci journal boobu ne ñoom bi ñu demee xooli mbiru attaquer rebelle yi ci seeni ay camp dañ fa trouver ay documents déglu ma de ñu ne documents yooyu ñoom dañ ci fekk turu Ousmane Sonko man li ma def mooy dama ko garder parce que xam naa leen parce que ñun dañ leen di jiitu toujours ci seeni ay jeux parce que c'est des manipulateurs xam nga ñoom dañuy manipuler xelu doomu aadama yi tey ñu ngi yuuxu fii waaye ñu ngi liggéey ñu ngi lijjanti beneen prox ndoll ci suuf journal la nag comme ni ma la ko waxee mi ngi nii bindu lépp leer dinaa la ko yónnee mais man loolu lim ma sonal moo gën a metti sax lii nga xam ne moom laa gis ñu koy teg nii parce que xam naa ne ñoom ci ay prox ndoll ak ay tappale la ñuy def mais xaw ma ndax doomu aadama yi ñu ngi bàyyi xel ñu mel noonu parce que Macky Sall mooy un singe boo xam ne amul dara lu muy bañ mënul laal Ousmane Sonko il est intouchable à lui parce que moomu ko mais lan moo waral toujours que ce mafia continue avec ce régime est-ce que Pastef dëgg-dëgg Fatou on est vraiment prêt on xam naa ne pare nañu doomu sénégalais pare nañu à faire face à tous ces manipulations de ce régime lan nga ñu mën a indil tey ci maanaam lii nga xam ne ñoom ñu ngi koy indi toujours di ko def ay prox ndoll di ko sànni ci suuf ay piège rek bu ñu paree ci bii ñu ngi travailler ci beneen bu ñu paree ci beneen ñu ngi travailler ci beneen parce que lii warul am fenn foo xam ne ci àdduna bi dans un monde normal di nga jël ay ñaawteef yu mel nii di ko accuser dégg nga fi may waxee nga ne yow da nga dem Casamance nga ne yow da nga dem tasi ay camp rebelle nga ne yow bi nga demee tasi camp rebelle yi da nga fa fekk ay documents nga ne documents yi nga fa fekk nga ñu bind ci turu Ousmane Sonko c'est extraordinaire. gis nga grand Tunkara. waaw li ma wax tey ci suba ci sama page gis nga combat bii nii lan la ñuy xeex finalement. li ñuy xeex mooy tabax un Sénégal nii dinaa ko teg après mais yow mu continuer rek pour ma won ko gars yi ñu gis. li ñuy xeex mooy xeex pour tabax un Sénégal boo xamante ne pour ñëpp la. Sénégal lu ñëpp. li ñëpp bokk ñëpp jot si. Sénégal boo xamante du nekkul Sénégal kumba am ndey kumba amul ndey. Sénégal boo xamante ni Tunkara. ñi ñuy jiite
dañeen fi teg pour ñu liggéeyal ñu te yàlla rek tax dañeen fi teg pour ñu liggéeyal ngir tabax Sénégal jëm kanam ndax Sénégal am na ay ressources humaines Sénégal am na ay ressources yi nga xamante ne moom moo war a mën a tabaxal Sénégal lan moo ñu manqué ay njiit yoo xamante ne dañoo gëm Sénégal te respecté ñu ginnaaw nag loolu nag moo tax ñun ñëpp di xeex kon combat bi tey nekkatul combat wu Pastef nekkatul combat wu Ousmane Sonko képp koo xamante ne Sénégal ñor na te boobu ba léegi yaa ngi koy dénoncé mu nekk ci xol da nga war a jug xeex man de personnellement man Fatou Cissé Goudiaby sa volume bi wàññeeku na sa volume bi wàññeeku na yaa may dégg waaw sa volume bi moo wàññeeku allo waaw ñëwal waaw xam naa fa ma appel bu duggoon ma ne man de man Fatou Cissé Goudiaby du ma tayle kenn sama xeex ginnaaw nag xeex bi dama koy xeex ngir sama njaboot dama koy xeex ngir sama fan dama koy xeex ngir sama bopp dama koy xeex ngir sama dëkk kon man sama waaru danaa ko ci fay mooy xeex lu ma jaral lu mu laaj man dina ma ko jaral man personnellement te boo ko defee noonu yow Grand Tounkara def ko ñi nga xamante ne ñi ngi ci laaj def ko ñi nga xamante ne ñi ngi Sénégal ak ñi nga xamante ne tey jii dañ leen tëj ci kaso bi parce que ñi ca kaso ba tey jii ba ña fa tëdd Sénégal moo tax ñoom taylewuñu seen bu ñu ko defee noonu ñëpp ñun booloo lii ñuy teg chaque jour di ko togg di ko teg ay stratégie du mën a àdd fenn bu leen neexee ñu dem ni boole Ousmane Sonko ak ay rëb ñoo xam lu leen neex nañ ko def loolu intéressant gis nga mbir mi dañoo toll ci xeex gis nga bu ñu tollee ci xeex yow fexeel ba nooy def ba gañ a xeex ñoom lu ñu teg suba ba jant bi so ñun nañu xeex parce que ñun soxlawuñu di jël ay des armes non conventionnelles déedéet ñun soxlawuñu def di fen soxlawuñu di def loo xam ne du dëgg ñun nañu xeex ànd ak gëm-gëm loolu rek moo ñu ciy génne te gis nga xeex bi dafa laaj lu bare sa volume bi day yéeg di wàcc de sa volume bi sa volume bi allô voilà c'est très bien leer na lañ leen donc tey jii gis nga Grand Tounkara ñi demoon tey jii ñi tudd tey kaso Fatima Meng nga xamante ne moom dafa jukkoon ñun tëj ci garde def leen garde à vue ñu jàpp ko benn yoon mënoon na xof dem toog jàpp yàlla te def ko dafa jug delluwaat ba tey jii ñu jàppaat ko ki nga xamante ne ay jamono Birame Souleye Diop nga xamante ne du politique ñu fas yéene ñoom lim leen jaral mooy tey jii neutraliser ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaw xeex bi parce que dañu ne xeex bu fekkente ne da nga neutraliser les lieutenants rek da ngay déstabiliser xeex bi foofu la ñu juumee ndax tey jii bu leen neexee ñu jël lépp képp kuy lieutenant parce que ñu jàpp leen képp koo xamante ne am nga ci voie rek ñu jàpp leen waaye bu ñu fàtte ni ñoom seen danger xam nga mooy leen gis nga ñi nekk ci suuf di xeex jeunesse boobu nga xam te dañ koo gëm fas yéene ne duñu kenn dootul tayleete seen avenir jigéen yi nga xamante ne dañoo ni elles en ont marre di gis seeni ay doom seeni ay jarbaat seeni ay rakk di jël gaz bi góor yi nga xamante ne dañu ne dañuy fayal seeni ay doom ñu sonn ci seen école trop ñu dem ba pare ñu bëgg am xëy mënuñoo xëy seeni ay doom nekk ci koñ bi gis koo xamante ne dafa dugg ci politique bi rek tekki ñoom seen doom nekk ci bopp koñ bi di naan ataaya ñooñu ñoo fas yéene porter le combat te nañu moytu nag ndax gis nga combat bu amul njiit moo gën a dangereux ndax chacun il ira de son nu mu ko neexee li ci am rek mooy sauve qui peut on va sauver ce projet kon nag nañu tëj ñi ci kaw ñëpp nañu tëj de te xamante ni ça va sortir de partout ils ont qu'à voir hier collectif le peuple bi nga xam te ne dafa jub may saluer suñu frères yi nga xamante ne dafa nekk macha allah nga xamante ne ay bañkat fii Clédor Sène Abdou Karim Gueye comment il s'appelle Assane Diouf ak suñu syndicaliste bi nga xam ne ak Madina Diagne Mbodj waaw ñooñu taxaw tey jii ki nga xamante ne suñu frère nit dof jub tey jii Guy Marius Sagna Barthélémy Dias tous ces politiciens
de faire vraiment la vraie politique tey jii ñi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux di activiste yëpp ñëpp ñi nga xamante ne dañu doon laaj Grand Tounkara yaa ngi fi tey jii loo déggul tey jii ci combat bi tey amul. nga juum ñàkk juum. ana suñu frère Issa Diène suñu frère Issa Gor suñu xam te lu mu bon jug défendre Sénégal tax na mu dégg ci lu nekk. ndeysaan yes c'est vrai c'est vrai. ana tey jii ñi nga xamante ni dañuy def ci gis ñi nga xamante ni ñu ngi ci Facebook bi tey jii ñooñu ñoo nar a porté combat bi donc tey jii gis nga Pastef lañ leen def ñoom nañ def Pastef lu leen neex waaye patriote du ñu leen jug ànd ak ñi ma fi cité ñëpp xeex parce que c'est le combat pour le peuple te gis nga tey jii suñu indépendance la ñuy dem di laajte ji bii duñ ko bàyyi mukk mu jàll non ak nag lu mu jàll nag may wax patriote yi di ngeen dégg intimidation di ngeen gis intimidation seeni ay mbokk dinañ ñëw di stressé parce que seeni ay mbokk ñoom dañuy tiit waaye bu ngeen waxtaanee ak ñoom buñ leen nangulee baax na buñ leen nangul baax na te ngeen xamante ni da ngeen fas yéene jug xeex ngir ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy toog ne leen toog leen man de gis nga keroog bi ñu defee poste avocat bi am ku woo sama yaay ne ko waxal Fatou de ne avocat bi nee na day porter plainte képp ko posté sama yaay jaaxle woote ma ne ko yaay ñii dañuy nappaate rek baleen ñu toog lum leen jaral ñun dinañu ko jaral moom bu fekkente ne nekkul moom mooy avocat bi ñuy wax il a qu'à sortir mu dénoncé ko weddi tuuma moom ak keneen ñoom nag tey jii dañoo am ñoom les médias gis nañ ko waaye alhamdulilah ndax gis nga média boobu noonu on fait ce combat pour ñoom nañu leen bàyyi parce qu'ils ont besoin de vivre ñun de suñu ñaq la ñu yaakaar pour dund média yooyu dañoo yaakaar ne bu ñu defalee seen liggéey comme il se doit. regarde le mensonge de Sénégal. xam nga Sénégal li mu def ni dafa ñaaw te ñoom tey jii man de ki def publication bi sur Sénégal tey jii moom bu tëddee war na xoolaat bu baax sa conscience parce que les vidéos sont là ñu ne suñu ay page Facebook partage nañu les vidéos même bu fekkente ne y avait une minorité ñu doon nekk di yuuxu Sonko mais ñooñu on les compte au bout des doigts ana ñu. waa APR matuñu juróom xoolal li voici les jeunes sénégalais les voici. gis nga te xoolal ñoom nee nañ tey jii Ousmane Sonko dafay woote insurrection mais tey jii Grand Tounkara moom Ousmane Sonko bi muy dem université yëglewul. tàggoowul def fa discours. mais bu yëgle woon Ousmane Sonko bu yëgle woon buy dem université cent dina fa fekk 1 million de personnes moo tax yëglewul. merci xam nga yëglewul da def fa discours tey jii donc tey jii la même chose keroog ba mu wootee nii résistance patriote yi kenn woowu leen on était il y avait minimum 100 personnes devant chez lui pour protéger ko tey jii ce sera la même chose ñoom gis nga li nga xam te ne buñ ko tegul suuf te man je m'adresse directement à Macky Sall maa ngi dégg ñu naan Macky Sall yëgul on peut lui accorder ce bénéfice du doute avant xëy na ay nit dañoo bëggoon lu ko neex moo tax ñu naan complot waaye ginnaaw tey jii yëg na moom il est entièrement responsable de lépp lu mën a am ndaxte bu ñu ko tegoon ci kaw noddam xëy na tey dañoo jël seen sotti tey di sotti ñu naan tey enfin ndax li ma gis tey yaa xam nañ di naan nga gis may mën a duur fay naan kan yaa ngi reetaan parce que occasion la c'est du pain béni pour ñoom waaye dinañ ci toogat mu saf saf donc Macky Sall je lui dis bu bëggee suñu réew bi delluwaat ci jàmm Ousmane Sonko lii ñu yëkkati ci kom na ko tegaat teg ci suuf ba mu delluwaat fekk ñu fàtte ko ñu continuer ñu ànd ak ñoom ci politique bu ñu demee élection nañu mobiliser seeni troupe ñu mobiliser suñuy troupe ku mën sa morom nga ku am la confiance des Sénégalais ñu bàyyi la nga dem parce que tey jii li nga xamante ne mooy commission seen commission ad hoc nga xamante ne ñoom ñoomi neen ñooñu nga xamante ne nee naa la ñoom seen salaire nañu jàpp ne ay riba la ñuy lekk même si ñun ñoo leen di fay parce que ñoom ñoo nar a valider tey jii cette la levée de l'immunité parlementaire may wax ñu jéem a tuur la ngam naan levée immunité parlementaire taxul nga ñu accuser la mais ñun on parle pas de ça parce que ñun xam nañu defuñu waaye procédure bi tax nga xamante ne ñun dañuy dem wuy ji loolu lañ bëgg ñu teg ko ci yoon bu tegul ci yoon nag duñu wuy ji te nag instabilité bu amee lépp lu am ci réew mi Macky Sall nag xamante il en est le seul et unique responsable parce que moom moo nekk di xool tey ji cette machination bi nga xamante ni dañoo jël suñu pouvoir judiciaire jël suñu pouvoir législatif tey jii ñu jël ko fas yéene boole ko pour lan sànq benn doomu aadama mais ce qu'ils ont oublié c'est que
à ce jour ce n'est plus Ousmane Sonko c'est des Ousmane Sonko Grand Tounkara may wax ni képp koo xamante ne pare woowoon na nga toogaat xool bu baax nga xamante ni lan nga bëgg boo xoolee ba waxtaan ak sa njëganaay ba nga ni kat man lii laa bëgg li ma bëgg mooy sama Sénégal naat sama Sénégal jug da nga jël xeex bi def ko sa xeexu bopp te bañ a tay la sa xeex ndax ki nga xamante ne mi ngi toog tey de toute façon dina am ñu dem marché yaa ngi tay la sa réew ki nga xamante ne tey dañ laa woo di la intimider wala ñu leen xuqatal nga toog yaa ngi tay la sa avenir réew képp koo xamante ni sa ay famille dañoo inquiet yaa ngi tayle sa avenir réew na ku nekk nag jël sa xeex ko na ku nekk jàpp ne xeex bi sa xeexu bopp la kenn du la ko xeexal te bul nangu kenn xeexal la ko fépp foo mën ci nekk nag ñu nekk ci diaspora bi nag ku nekk na nga xool noo fas yéene xeex bi soit nga nekk ci diaspora bi soit nga dem Sénégal waaye na nga xool noo xeexee xeex bi jël sa responsabilité boo déggee gis nga boo ba léegi Grand Tounkara ku nekk yaa ngi wax patriotisme responsabilité changer le Sénégal tey nag la ñuy xam nag ndax bu boo ba léegi nag la ñuy wax nag dana méngoog suñu ay jëf ndax damaa dégg suñu kilifa bu baax bi nekk nit sa waxi démb su méngoog say waxi tey ak say jëf kooku mooy gor boobu ba léegi nag ñu ngi wax rek kon tey ji nag jëf jot na gis nga combat bi bu ñu rëccee mooy c'est fini pour le Sénégal parce que su boobaa dictature anarchie moo fi am parce que dictature bi toog na kat ba pare ci Macky Sall mais dafay perdurer di wax nag au-delà de l'engagement de cette détermination li ñu dese mooy solidarité entre nous ñi ngi ko wane ci combat bi ñun ñëpp waaye ñi nga xamante ne ñi ngi Sénégal tey jii ñu jàpp leen ñu nekk biir Sénégal ak ñu nekk pour l'instant Casamance nañ leen solidaire xam nañ ne combat bi xaalis la laaj koo xamante ne mën nga def fa levée de fonds nga def ko koo xamante ne mënuloo ko ne serait-ce nga yëkkati benn 10 euros rek nga ciblé ku la neex boo bëggee jox ko waa Pastef wool kenn ci Pastef nga ne man de lii laa leen di jàppale pour xale yi nekk ci prison yi ngeen utal fay leen avocat wala ngeen jëndal leen lu ñu yor tey jii boo gisee yeneen collectif yi jug comme collectif pour le peuple bi jug démb nga jël sa 10 euros yónnee leen ne leen lii maa leen ko jàppale ci combat képp koo xamante ne gis nga ni war nga koo mën a defal ne serait-ce que rek nga woo sarax nga ne ko jëlal ma ay muusu ndox nga dem joxal ma leen nag yaa ngi jàpp ci combat bi donc combat bi ni ñu koy xeexee bari na ne ko ku nekk rek xool ni nga xamante ne jàpp nga ne fii la sa doole toll fii la sa engagement détermination ak sa ñemee toll nga defee ko ndax ku nekk ak ni ngay xeexee waaye nag xeex dafa jot ñoom ñoo ñu woo ci xeex bi parce que dañoo jël suñu réew bi tayle ko def ci naka sa dul noonu tey jii boo gisee ay magum jëmm toog ci plateau télé yi jàkkaarloog askanu des millions de Sénégalais di wax lu dul dëgg nga gis ni dossier bi tey jii boo ko lire de A à Z dara du ci dëgg man bu ma xalaatee ñi nga xamante ni section de recherche def seen enquête def seen compte rendu docteur gynécologue bi def compte rendu ñu dem jël ko modifier ko pour lan seeni ay fin bopp mais ñoom dañoo fàtte ni Macky Sall bu fi toogaatee 2024 mais bés Macky Sall dina fi jógee ñoom bés bu fi Macky Sall jógee ñoom lu ñuy def dañoo bëgg nag sauf kii peu waaye daf leen war a leer leen nag Macky Sall du fi toog 2024 incha allahu rabbi déedéet ñoom ils ont qu'à se préparer maintenant nañu def seen testament nañu préparer seen prison nañu parler parce que lenn dina am de ñoom ñi di fëtti tey jii bëgg Macky Sall toogaat bëgg lu neex Macky Sall ba tax ñu teg lii nii ils vont rendre compte de billaay ils vont rendre compte kaso bii ngeen di jël xale yi di leen ci dugal nu mu leen neexee di ngeen ci dugg di ngeen ci tëdd te nañu xam leen gis nga crise économique sanitaire bi nga xam ne moo entraîné crise économique boo xamante ni c'est inédit tey jii bés fi Macky Sall jógee jël ay visa ñëw di fay ji Europe ak États-Unis c'est fini de bu leen leeree ni na ngeen delloo ci seen xel yi te xamante ni ànd ñëw leen teg ci suuf ñu ànd liggéeyal Sénégal ñu mën a am ay hôpitaux yu baax mën a am tali yu baax teg ci système boo xamante ni kenn nekk di dawal te amuloo permis teg ci système boo xamante ni dëkk bi lépp la ñuy bokk ndax su boobaa bu amulee dañuy ànd ak galère ak ñoom rek ndax Sénégal bu ñu fa génn gis nga Europe bii
européens tubaab yi tal lañ leneen fi mu ne tey jii lu dul di bàyyi ay sénégalais yi di jóge Sénégal ñëw di jël seen xaalis di ko indi fii di ko fi nëbb wala ñëw fii di faj ku fi ñëw di faj dañuy bàyyi nga dee de duñ la faj de ñoom nag foofu leen toll wax ji moom bariwul du gudd du gàtt mbir mi fii la toll xeex moo ci des rek bu ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko man personnellement je ne suis pas d'accord ñu yëkkati immunité parlementaire Ousmane Sonko parce que jaaraluñu ko yoon ginnaaw nag jaaraluñu ko yoon ñu bëgg a saafee yow lay daw bay daanu lu ñuy daw bay daanu may wax ñu naan procureur nee na contre X waaw bu procureur yi ne contre X bu ko jébbalee juge d'instruction mais pourquoi le juge d'instruction n'a pas pris son temps parce que X ça veut dire plein de personnes ça veut dire man ça veut dire yow ça veut dire les 800 qui sont en train de regarder ça veut dire plein de personnes looy daw bay daanu pourquoi ils ont pas pris leur temps ñu toog def enquête bi ba après la bu ñu demee peut-être ñu toog 1 mois ñu ne dañuy dem sax demander lever immunité parlementaire Ousmane Sonko parce que kat X bi kat ci biir X bi moom bokk na ci waaye tënke jàpp nit yi comme ay dox gis nga grand Tounkara dama toog keroog barki mercredi may waxtaan ak sama doom ma ni ko lan nga xalaat tey jii ci li nga xam te ne moo dal Ousmane Sonko nii mu ne ma yaay li ma la gis samedi toute la journée ngay jooy ba 3 heures mënuñu laa noppiloo ngay jooy di jooy rek foofu laa xamante ni injustice am na bi ma la gisee nga xëy suba mercredi nga ne ma ne la doo liggéey nga ne ma déedéet j'ai pris 1 semaine te dama jël 1 semaine parce que dama xam ne dama xëy liggéey lundi mardi mënuma concentré wu sama liggéey te xam ne toog yor liggéey jàmbur nekk sa téléphone tout le temps yaa ngi xeex àq la ma jël 1 semaine sama doom ne ma kon tey ji bu la jaralee lool rek c'est parce que yaay yow doo dox ci loo xamante ni yëfu ñàkk fayda la kon li ñu wax Ousmane Sonko man dama la ni c'est pas vrai va jusqu'au bout xale bi 12 ans la am kon nag dama tuuti di wax ni pare nañu patriote yi waa Pastef pare nañ patriote Sénégal pare nañ patriote diaspora bi pare nañ patriote àdduna wërngal këpp pare nañ li ci des nag mooy ñu ànd ceeg stratégie ànd ceeg xel ànd ceeg organisation pour ñu mën ci am ndam ndax ñoom ils ont le pouvoir ñoom ils ont les moyens ñun nag nous avons la conviction et la détermination loolu nag la ñuy jël boole ceeg organisation bu tuuti rek ñu daaneel leen Macky Sall nag gis nga mbir bi bu ko tegal ci mandaawam bii bu yeggee dina ma jaaxal de ndax gis nga grand Tounkara yàlla gis nga nit di nga ko tooñ ci biir ñi ngay tooñ am na ci kenn koo xamante ni yàlla dina nangu ñaanam ndax gis nga élection 2019 ni ko Macky Sall sàcce ñu jël ñun ñëpp ñu mel na ku ñu drogué kenn mënta ñaan suñu génn ñëpp ñu tëj ko kenn bougé wu yëpp non Macky Sall bu ci génne dina ma jaaxal loolu li nag kii di wax grand Moussa Bala Fofana nee na yàlla bu lay yëkkati say noonu la lay xam de waaye Macky Sall mii tamit gis nga yàlla bu lay daaneel sa noonu la lay daanelee tey Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom lañ jël def ko seen noonu tey jii dafa mel na Moussa ak Firawna rek. non dafa am lu extraordinaire bi nga laalee Moussa ak Firawna boobu xam nga damay waxtaan ak sama benn kilifa te defe naa lii la dal noonu tamit bëgg naa nga bàyyi xel ne moo dal bépp Sénégalais te tey sama jabar daf ma doon tooñ tey laa la wax de tey mu ne ma dama la doon boole ak sa sœur sama sœur moo ma woo ci suba mu ne ma ndaw si da nee na fan yi da nga ko wutal wujju ma ne ko ah bon mu ne ma waaw may ree quoi ma ne ko ah man de loolu yëguma ko mu ne nee na amul wujju waaye temps yi Ousmane Sonko mooy wujjam parce que moom ak Ousmane Sonko dañuy partager jël c'est parce que Fatou ma wax la leen na nga comprendre ko gis nga et parfois on fait des erreurs aussi ñun ci suñu bopp mais gis nga affaire Ousmane Sonko bii ñi gën a jege Macky Sall ñi nga xam ne ñun toujours dañuy jële ay information ci ñoom yàgg nañ ñoo alerté nee nañu Macky Sall mi ngi toggal Ousmane Sonko lu doy waar te du yàgg dara dina ko génne booba man maa ngi wax ak ñoom naan Idi gis naa ne yéen a ngi plantant yi yéen a ngi indi Idi pour jaxase carte gi parce que en fait ma wax la dara
gis nga sénégalais yi ñun yenn saay dañuy nelaw lu bari mais Macky Sall amul fit Fatou Macky Sall tapet la mais gis nga Idrissa Seck élection yi ñu yàq il était parmi ces personnes yoo xam ne moom ak Macky Sall ñoo ko toggandoo pour élection yi mën a jaar ni mu jaaree parce que Macky Sall rek mënul woon sàcc élection sans Idrissa Seck donc Macky Sall mënoon na manigancé mënoon na jaxase carte mais sénégalais yi dinañu doon révolutionné wu comme tey Ousmane Sonko bu yëgoon li mu yëg nii avant booba dina ne sénégalais yi comme niñ koy waxee toujours nañu dem défendre li nga xam ne mooy suñu ay droit du ne kenn parce que xel yi takk na Sénégal jaratul ngay ne doomu aadama demal xeexi guddi yi ñu toll Fatou man doo ñëw fekk ma sama kër pes sama yaay pes sama papa ñu may ne demal xeexi loolu jarul sénégalais kenn jaratul ñu ne kenn demal xeexi les sénégalais sont déjà prêts et on connaît qu'il est l'heure ñun xam nañ ne heure xeex jot na ñun xam nañu loolu mais pour te dire damay dëggal li ngay wax rek gis nga li gën a grave ci Sénégal sénégalais yi di ko laam-laamee kàccoor bi nga xam ne déggu leen ko temps yi yëpp ki toog ci kaasam te nanguwul génn nanguwul wax nanguwul wane kanamam waxuma sax Macky Sall de Macky Sall tapet la waaye lépp lu Macky Sall togg Idrissa Seck ñi ko digal ci la bokk lépp loo xam ci ñaawteef Sénégal Macky Sall di ko teg Idrissa Seck ñi ko koy digal ci la bokk parce que Idrissa Seck en fait jusqu'au contraire ba mbir yi yàqu ba Macky Sall sonde ko xam ne waa ji ndekete juróomi béy topp ko mu mel ni benn El Hadj Diouf boo xam ne 5 membres la am yoo xam ne ñoo koy voter Idrissa Seck dans les normes ci àdduna bu normal amin mën naa cee lim Ibou Ngom ak Abdou Cissé ak peut-être xam ngeen benn jigéen wala beneen góor xam nga maanaam benn juróomi nit daal ñoo fi nekk di lëmbe àdduna bi ñoom ñoo ànd ak Idi mais dans une réalité Fatou muy sama responsabilité man Idrissa Seck dafa bokk ci tappale Macky Sall bi Macky Sall ci boppam daf ci bokk te aussi force étrangère muy France dañoo lalu ci ginnaaw porox ndoll bi problème bi leen dal nag ñoom bi ñuy lal porox ndoll bi xamuñu woon ne ay cuune lañ ko digaaleel parce que ñoom wax nañ leen porox ndoll bi ñoom yàgg nañ koo préparer mais xamuñu woon ne ñoom nii lañ koy génnee comme maanaam ay dof ñooy dem di lijjanti carte yi di ko teg te ils ne sont pas assez intelligents parce que li ñuy wax toujours ñu ne un crime n'est jamais parfait xam nga Fatou ngay yot ci ginnaaw nit koo xam ne dafa am rétroviseur yëfu dof la xam nga nit ku yor rétroviseur am di la xool ci seetu yow koom yi nga yaakaar ne yaa ngi yoot yegg si ci moom mais pourtant temps bi la rek booy yegg ci moom day wëlbatiku dóor la kurpeñ nga daanu parce que mi ngi lay gis loolu moo leen dal ci Ousmane Sonko dañu doon yootu doomu aadama boo xam ne gis na leen ba pare xam na lu ñuy togg ba pare mais le seul problème en est que ndeysaan xam nga boo nekkee nit ku baax nga nekk nit ku jub nga nekk nit ku dëggu doo yaakaar ne doomu aadama mën na rabaisser boppam à un certain niveau parce que moom xamul ñi ko digaal xam nga Ousmane Sonko mi ngi politique Sénégal ba léegi mais en réalité Ousmane Sonko xam na ñaawteef yi xew Sénégal xam na lépp mais en réalité ñi ko jiite nii Ousmane Sonko ba léegi xamul li ñu capable parce que bi ko Ablaye Wade di wax sax ndeysaan dafa doon reetaan dafa baax xol bi dafa set moom nit ku set la te sell moom xam na ne capable nañu pour def ko ñaawteef mais xamul à quel niveau. c'est ça. xam nga tey boo gisee nit ku mel ni Macky Sall. te ñun ñëpp ñu xam ko. Fatou. mën naa laa bañ yow. mën naa sax bañ Sénégal à un niveau. mais manuma bañ Sénégal au niveau où sama yaay bi ma jur sax dama ko ciy toro xalaale. donc Macky Sall looloo ko dal ci bañ Sénégal. Macky Sall dafa bañ Sénégal bëggul Sénégal parce que déjà. liy firndeel loolu mooy moom ci boppam du fajoo Sénégal moom ay doomam duñu jàngee Sénégal te dama am preuve Amadou Sall doomu Macky Sall bi barki Dembo Ndiaye ci école bi mu génn Ayona Prep Ayona la génn Ayona University bi muy gradué Madison Square Garden lañ ko defee nekk naa ci graduation maanaam bi ñuy pare jàng noonu bi ñuy inauguré maa nga fa woon j'étais là Madison Square Garden bi ñu leen di inauguré parce que même école boobu am na sama benn doom buy dem foofu mais lii gàttal wax dama la koy wax léegi Macky Sall boo jëlee déjà exemple am ñàkk patriotisme man fi ma respecté Ousmane Sonko daa la ko wax ba léegi ñàkk patriotisme Macky Sall rawul
sa benn doom jàngewul Sénégal et pourtant constitution bi loolu la wax constitution Sénégal daf la ne balaa ngay mën a yor réewum Sénégal yow da nga fay fajoo say doom di jàngee ci école yi nga dëkk citoyen sénégalais kese mais Macky Sall jabaram dafa am kayitu Amérique dafa joué woon loterie green card mu faayal lal jëkkëram Macky Sall dafa am kayit am na kayitu Amérique li ñu tabax kër ni Amérique di fay impôt parce que déjà pour nga am kër googu il faut nga am loo xam ne ñun dañ koy wax muy social sécurité dans des normes boo jaaree ci norme donc Macky Sall dafa jaar ci yoonu norme pour am kër googu parce que bi muy am kër googu mooy bi mu sàccee 9 milliards yi Taïwan yi xaw ma 8 milliards yu Taïwan yi bi muy wut kër ga Houston te Houston boobu ñuy wax noonu gis nga waa ji ko leen Ousmane Sonko doon wax gaz bi lakk Gajaga tey gaz bi lakk Gajaga c'est un voisin à Macky Sall à Houston ki mu jox contrat Gajaga bi moom ak moom ay voisins lañu donc Macky Sall sénégalais yi la yàq ñun la yàq ñun Macky Sall daf ñu yàq parce que am na ay fen yoo xam ne boo ko bëggee jël di ñu ko tegal ñun mel ni ñun duñu ay nit yu yeewu da ñoo yàq da ñu yàq en fait mais je pense que tey taxawaay bi ma gis ci Pastef naa ne Pastef ak gis ko ci doomu sénégalais yëpp boobu mooy taxawaay bii war et je salue de passage notre père Ablaye Wade parce que xam nga grandeur mooy lan ci àddina grandeur mooy vraiment yow nga xam ne ay imbécile nga ko seqal mais ba léegi yow nga garder sa sérénité loolu moo dal paa boobu gis nga paa boobu dañu bëgg mu naax paa boobu du naax tant que bàyyiwuñu doomam bi gis nga tant que doomam bi libéré wuñu ko yàlla amul ay caaxaan de yàlla kéemaan la de gis nga paa boobu ñuy xaar pour mu naax muy Ablaye Wade du naax tant que libéré wuñu joxuñu Karim Wade ay droit am bu doon dund 104 ans dina ko dund bàyyi leen rek nga seetaan leen ak moom parce que yàlla mooy atte dëgg nit mënulaa jël jox la lépp ci àddina nga war ko mu jig la c'est pas possible tey jëkkër mënulaa jël Fatou Cissé Goudiaby ngay gone mu toppatoo la mu dimbali la sa àddina yëpp ngeen àndandoo mu arrivé nga ne non damay war waajooju ma seeti keneen yàlla mënu la cee may ndam loolu toroxte nga ci jëlee mënu cee am ndam te de même chose que de l'autre côté aussi jigéen mënulaa jël def la lu ne nga ne da ngay war jigéen boobu dem ci keneen yàlla may la ci ndam gis nga affaire Ousmane Sonko bii yàlla bëggul lu ñaaw Ousmane Sonko donte xam nañ ne deful dara mais wallahi bu waroon doomu sénégalais yi ko gëm ni yëpp mu dem defi ñaawteef yàlla ci boppam non seulement dina ko weer mais yàlla dina ko toroxal bëccëgu ndar kam ñëpp gis ko bu doon Ousmane Sonko tey ñun ñëpp daf ñu war def lu ñaaw waxuma xam nga lu ñaaw moom comme niñ koy waxee lu nekk sa digganteeg yàlla loolu kenn waxu ko mais bu ñu nee lu ñaaw mooy tey nga def loo xam ne c'est hors la loi parce que tey kuy dem ba nga koy jiiñ ay siif ak ñaari fetal jàngoo man jàngoo sax laa ko tuddee parce que dafa ma fàttali filmu jàngoo yi filmu kobo yi nga xam ne gars yi ñaari fetal la ñu yor maanaam man musuma gis sax doomu aadama bu normal dans une vie normale buy doxandoo ñaari fetal ndax ñun ñëpp ci gangster yi lañu bokk ay gone lañu te am nañu permis fetal man dama xam ne fetal ni mu diisee moos doomu aadama war cee yor benn rek problème la waaye yow nga mën cee gàddu ñaar yooyu nga koy teg doomu aadama c'est des mais man dama defe ne sénégalais yi nañu ne alhamdulillahi rabbil alamin parce que Fatou loolu yàlla rek moo ko man yàlla rek moo mën a bëggee noonu doomu aadama Ousmane Sonko de defe naa lii daf ko war a sant yàlla parce que gis nga tey bu ñu ne woon Ousmane Sonko benn yoon la siif ndaw soosu te bi mu koy siif daf ko teg fetal benn fetal dinañu mën a sax du semer doute parce que xam na Ousmane Sonko mais au moins dinañ ko mën a laam-laame dinañu ne effectivement voilà Ousmane Sonko bu génnee këram amul sécurité garde donc war naa mën a yor benn fetal ci sama xalaat donc benn fetal benn yoon nga siif benn nit loolu au moins mën ngaa xalaat ñaari yoon mais déedéet daf ko siif benn yoon ak ñaari fetal mu siifaat ko ñaari yoon ak ñaari fetal mu siif ko ñetti yoon ak ñaari fetal ñeenteel yoon bi bu mu koy siif si mu yónnee ko message ne ko maa ngi ñëw siif si la ak ñaari fetal gis nga grand Tounkara foofu noonu ci affaire viol bi loolu mën nga ko xale jardin mun nañ ci taxaw vas-y gis nga affaire viol bi mun nañ ci taxaw tuuti sax parce que gis nga xam nga sànq effectivement suñu papa Abdoulaye Wade wax na lu am solo nee na Ousmane Sonko dafa prudent wul te pourtant sax de dafa doon mi ngi doon moytu ndax ñoom lii nii yëpp chaque jour da doon egg ci nopp Ousmane Sonko ñu naan kan moytul ñu ngi lay fexeel mais gis nga grand Tounkara man tey jii boo nekkoon sama ennemi
mu leer ma ne yaa ngi may fexeel saa su nekk dinaa moytu wante nag moytu ba mu leer ma ne tey jii à part que xanaa nga jël sama bakkan bii loo ma mënti tegal bu ma leeree ni man defuma ci lenn foofu mënu ma fi sama tiit mënu faa yegg ndax xam nga lu tax tey jii boo ma nee financement illicite mu leer ma ne man defuma financement illicite kon dinaay woote sama bokk naa su saa yu ma neexee dinaay woote sama nemmeeku tour levée de fonds patriote saa yu ma neexee parce que xam naa ne loolu li dugg si bés boo ma tey bëgg a tendre piège je vais pouvoir le démontrer facilement tey jii boo ma nee tey jii salafiste wala djihadiste duma ci dinaa bàyyi xel ni yaa ngi may tendre piège waaye bés boo ñëwee ci piège bi je vais pouvoir me défendre facilement parce que man en âme et conscience xam naa ne defuma ko c'est la même chose ci viol bi tey jii buñ ko nee tey jii kat moytul na bés dinañ la mën a tendre piège ci jigéen mais bu ko leeree ni moom ci jëmm boppam ak piège boo mënti tendre fen dong lay mën a doon waaye mënul doon jëf parce que man xam naa ne man may kan parce que kat dama ko seq ak sama ay nawle ñu am fuñ ma teg mais Grand Tounkara Ousmane Sonko tey jii nga xamante ne moom moo génn 3e ci suñu élection présidentielle Ousmane Sonko nekk yaakaar des millions de citoyens sénégalais mais nga defee ne Ousmane Sonko xanaa il a un minimum d'intelligence dans son cerveau xanaa tey jii Ousmane Sonko tey jii bu waye di tey jii ba nga xamante ni bëgg na jigéen xanaa tey jii sax bu ko doon def dana dem def ko feneen foo xamante duñ ko jàpp wala sax tey jii bu ko doon def kat dina ko def kat avec une fille de confiance koo xamante ne kat xëy na àdduna du yàgg ba mu wax waaye koo xamante ne yow ci ay weer nga ko xamee kooku ban kóolute nga am ci moom ba tey jii nga ne da ngay dem di séq ak waxuma la sax viol de waaye nga dem di séq ak moom yenn yi te dara leeru la ni kii bés mën na laa tendre piège mais xanaa dof weesuwul loolu Fatou balaa may fàtte jot naa benn message démb nit ku kawe nag comme ni ma la koy waxee toujours ci même APR bi xam nga Macky Sall la ñi ko wër ñoo ko gën a bañ xam nga borom lu ma wax te man dañ may wax borom ñooñu ci boppam bu ñu waxee ba pare dañ may ne génneel information bi ngeen jiitu ko balaa muy jóg xam nga fan yi lan la ñu naan dinañu commencé génnee ay xale yu jigéen ci journaux yi ak di créer ay profilu Facebook yoo xam ne dañuy génn naan Ousmane Sonko waaw niñ ma defoon waaw Ousmane Sonko man tamit mas na maa wax lii Ousmane Sonko mas na maa wax laa loolu mooy deuxième coup bi parce que bii raté nañ ko mais dañu bëgg a génnaat ak ay xale yu jigéen def ko nag benn random kaay ma wax la de c'est important nga bàyyi li xel li te tey laa koy soog wax pour la première fois parce que wallahi al azim ñii dama leen xam comme ni ma xamee ndox bi may naan gis nga de jéem nañu porox ndoll bi demul léegi fan yi commencé nañoo génn pour crédibiliser nee nañu Adji Sarr dem nañu seeti maam ñun nga xam nañu maam man boo laaji wax sama maam tey nga ne ko ci àdduna bi kan moo ci gën ci sa dina ne sama sët yi ils sont extraordinaires ñoom ñëpp ay malaaka la maam dafa am sentiment parce que dañu wax déjà ay nijaayu Adji Sarr génn ñu ne xale boobu masta baax day def ay photo nude ak lu ne di ko partage léegi ñu dem seeti maam bu naax ñu ne ko loo xam ci Adji mu ne Adji de du fen Adji de waxkatu dëgg la xam nga lu ma la bëgg a wax léegi xam nga lu tax waa ji wax loolu léegi ñu def benn boo xoolee ci live bi di nga gis ne boo defee capture d'écran ñu commencé defal ay jigéen ay profil ay jigéen yu rafet defal leen profil jigéen yi commencé bind bu ñaaw j'ai capté ça dans ma tête nag parce que daf ma romb ma enregistré ko mais après xaw ma lan laa def ba effacé benn partie mais am naa ko ba léegi xam nga jigéen si lu mu bind dafa ne lii Ousmane Sonko xamoon naa ne lii dina la dal am leneen lu mu bind loolu mënuma koo wax ndax wax bu ñaaw xam nga lu ma la bëgg wax xamoon naa ne lii dina la dal ci góor mu am leneen lu mu ci teg gis nga bi mu waxee loolu yàlla toujours dafa bëgg a seede bi ma jotee texte bi dama ne léegi mën naa méngale ñaari affaires yi maintenant je comprends ce que cette personne a dit parce que nit ki daf ma ne ñu ngi créer porox ndoll bu bees boo xam ne dañuy créer ay personnes fictives yoo xam ne dañuy ne waaw man tamit sax Ousmane Sonko jéem na maa doxaan waaw man tamit sax mi ngi ma doon doxaan xam nga loolu ça n'a rien à voir ak viol mais dañ koy bëgg a décrédibiliser ñoom loolu mooy seen liggéey ñoom ci ñaawteef la ñuy dox léegi dañu bëgg bu loolu amee ñu mën a jël loolu
méngale ko ak li Adji Sarr wax kon am na yeneen jigéen yi wax yu ñaaw yi ci loolu la ñu nekk di dox prox ndoll maanaam yeneen fen yu bees parce que ñun duñ ko gëm xam nga ñun ay patriote la mais ñoom seen liggéey mooy lan mooy ñu dugg ci li nga xam ne imaginer tey ñu indi wax bu mel noonu Maïmouna Ndour Sarr taal TFM taal Sénégo taal 2S taal ku nekk Ousmane Sonko de am na beneen xale bu jigéen bu ne te day fekk ñooñu kenn ci ñoom sequl ak moom dara xamuñu ko sax mais gis nga grand Tunkara dogguma la waaye yàlla bul yàlla dog gis nga ñoom fi mu ne nii ñoom waaw Ousmane Sonko moom leneen la ñuy wut moom waaye waxi jigéen moom c'est fini gi xoolal gis nga grand Tunkara ñoom lii nii jigéen wax ne Ousmane Sonko dama seqoon moom daal njëkk nañ ko essayé en 2018 voilà affaire bu jëmul kaw mu avorté ñoom gis nga fi ne nii ñoom tey jii buñ doon mën a am Ousmane Sonko ci mbirum jigéen gis nga projet Adji Sarr bi dañ ko waroon togg ba mu ñor xomm waaye ñoom togg nañ seen ceebu jën def nañ seen coof jël nañ seen riz parfumé def ci def nañ seen légume frais waaye dañ koo fàttee xorom exactement dañ koo fàttee xorom ba nga xamante ne togg bi kenn mënu koo lekk donc moo tax fi mu ne nii moom c'est fini gis nga sànq je reviens juste ci affaire wu Adji Sarr gis nga Ousmane Sonko tey jii wax naa la au delà bu bëggoon tey séq ak jigéen tey jii feneen lay dem waaye ci du dem ci foo xam ne kër exact kër nga xam ne diggu kër ñeenti pièces moo fa nekk tey jii xanaa nit loo séq waxuma la loo bañ a def bruit sax xanaa yaa un minimum boo xamante ne sax mais Ousmane Sonko moom war na am kersa ak ragal boo xamante ni nit mën na ubbi buntu bi fekk ko fa yow xamoo Adji Sarr guddi xamoo Adji Sarr ba ca nga ne da ngay séq ak moom nga ne da nga koy violer gis nga waxi Adji Sarr grand man sax waxi viol bi sax man ndeysaan du ma ci attardé wu ginnaaw ba ma ci jooyee parce que xam nga li ma ci jooyee li ma ci metti mooy nekkul décrédibiliser mais honneur bi ndax honneur bi mooy nga fekk lu toll ni kilifa ça fait 12 jours ñu jàpp kii man gis nga man bu ma koy xalaat sax bu may liir sax damay am kersa man jigéen nga jël kilifa pendant 12 jours nga nekk nga dugg ci intimité am ñu teg ko ci plateau télé yi journaux yi on ne parle que de ça man looloo ma ci metti parce que dañoo laal honneur góor waaye nag yàllaa ko nattoo gis nga bu ñu paree ci loolu man sama problème mooy Adji Sarr moo xam naa bu ñu ko bëggee sauver dina metti loo waaye nañu sauver yeneen filles yu mel ne Adji Sarr ndax xam nga lu tax premier jour bi bu ma amee vendredi ci guddi dama laaj sama frère Issa Diène ma ne ko Issa man nit àdduna mais xale bi lan la premier jour bi laa lay wax de ma ne ko Adji Sarr lan lañ ko war a mën a dig lan lañ ko war a mën a def ci àdduna ba mu nangu def lu mel nii ndaxte bu dee xaalis bu bari alal gëw ma ne alal moo tax xanaa moom dañoo jël en otage famille am ba tey jii pour sauver famille am mu tax tey jii mu sacrifié wu lu mel ni Issa mu ne ma Fatou dama bëgg nga xam ne am na ay gis nga xam nga booy dégg kooba mooy xale yi woo bët yooyu nga xam ne amuñu lu ñuy jomm def ci àdduna mu ne ma genre Adji Sarr yooyu lañu ba nga xam ne daara safu leen gis nga seen réputation yàqu seen yoon nekku ci ñoom nañu am li ñu bëgg donc je me dis que donc des filles comme Adji Sarr war nañ leen a sauver kon képp koo xamante ne xale bu jigéen yaa ngi doon def yu mel nii wala nga am fit yu mel nii faw ñu dimbali la pour sauver la ndax Adji Sarr tey jii bu doon xëy na dañ koo digoon taxoon mu dugg ci tey jii regretté na ko amèrement ndax coow li bëgg na ciy génn lool mu të ko waxuma ne pour mu ragal pour sa vie de mais di dox ne yow moom en fait honneur am ci boppam moom Adji Sarr en tant que jigéen da koo teg ci mbedd bi xoolal tey jii xamal nañ ko loo xamante ne c'était sa vie privée xamal nañ ko seen fille boo xamante ne sërëm dafa oyof xamal nañ lu bari ci moom tey dégg naa sax tata Maam Jaara Fam ndeysaan suñu jàmbaar yooyu suñu yaay ji ma koy saluer au passage nee na ba muy finir démb ci assemblée nee na xale bi dafa sëy ba tas xam nga tata Maam Jaara Fam du waxantu du fen kon ku mel ne Adji Sarr tey jii yow nga ne da nga sëy ba tas sa ay ñu am ay témoignage góor yoo ko seqal ñu xam ne xale boo xam te ne yow chantage góor dong nga mën kon tey jii xale bi fan lay xaj ci àdduna donc il nous faut gis nga combat bi non xoolal yoon yi mu laaj dafa bari grand au delà tey jii combat bi pour ñu récupérer suñu dëkk tey jii teg ko ci yoon mu nekk un Sénégal de tous et pour tous waaye dañoo war a xeex pour yi mel nii
kenn du utiliser ti faiblesse benn doomu sénégalais pour am li nga bëgg gis nga il est temps que politiciens yi tey jii di def chantage peuple bi ngay dem fekk koo xam te ne dafa faible yaakaar voir ci élection yi bu jotee dañuy xiifal askan bi bu mu xiif élection yi bu jotee nga leen di jël di leen jox ay sandwich ay t-shirt nga jël tey jii 2019 nga jël benn tali commencé ko nga ne da ngay nga teg pose première pierre pour nga da nga fay tabax benn hôpital wala da ngay defar tali bala nga faa dellu si waat ak prochaine élection yi te population bi dañuy naan ah commencé nañu mi ngi eggali tali bi wala hôpital bi kon on va voter pour lui il est temps que yooyu noonu mu dakk ci réew mi gis nga il est temps que gis nga ñi duñu jiite seen jikko yi ñu defar ko parce que gis nga du dëgg du yoon tey jii yow parce que am nga fa moo féete ci kaw rek man dama am faiblesse vis-à-vis sama statut social par rapport ak yow rek danga may defloo naka su dul noonu il est temps que yooyu noonu mu dakk ci réew mi muy góor di jigéen nag yaa ngi dem ci entreprise yi yaa ngi dem ci parti politique yi yaa ngi dem ci association yaa ngi dem fépp foo xam ne ay sénégalais dañ faa daje tey jii yaa ngi gis tey ñu def naka sa dul noonu chantage bi mel ni tulleeg mbal ci dëkk bi am na ci ñoo xamante nag seen gor la ñuy àndal pour mën cee génn waaye am na ci ñoo xamante ne tey jii bëgg nañ cee génn bëgg nañoo am statut social bëgg nañ financièrement ñu génn ci looloo tax tey jii ñuy cédé gis nga cette injustice vis-à-vis du plus fort par rapport au plus faible il est temps que loolu mu dakk il est temps que lii yëpp ñu xeex ko pour Sénégal mu dakk mais gis nga lii yëpp pour ñu xeex ko mooy bu ñu ragal affronter ce système là parce que tey jii ñun ñoo ci mën a xeex ba génn ci li may wax à chaque fois rek boo waxee am ñu may naan non mais xam nga xeexal politicien ñoom ñëppay ma ne leen man de man duma tayleel kenn sama xeex et je le répète je le dis man su ma toogee di xalaat ne tey jii bu amul woon ñu jug xeex ba esclavage jóge fi kon tey jii man maa ngi ci champ tubaab bi di leen di bayal di leen liggéeyal kon tey jii combat bi daf may jaral lu mu ko jaral te li ma ci dalal sama xel rek mooy on est des millions qui sont prêts pour xeex ci lii nga xamante ni mooy injustice bi ci dëkk bi xeex dëkk bi nga xamante ni dëkk kumba am ndey ak kumba amul ndey xeex dëkk bi nga xamante ni tey jii da ngay gis ay député assemblée nationale ñu leen di fay suñu alal koo xamante ne mosoo woon dawal 4x4 tey jii da nga am 4x4 nga toog ci ginnaaw yor sa chauffeur di yaataa yumbe ñu ne la tey jii dañoo ñëw indil la tey yow dañ la ni dossier levé immunité parlementaire sa benn nawle étudier ko mais déedéet parce que yow majorité mécanique nga parce que yow nee nga Macky Sall lu mu la wax moom ngay def parce que jàpp nga ne Macky Sall moom moo yor sa teranga moom moo yor sa àdduna ba tey jii luñ la wax da nga koy def li ñu war a xeex dafa bari te nag li dal xel mooy ñi ngi ci yoon bu baax bi ñi ngi nit yi war a xeex bi li ci des rek mooy egg ci cëppaandaw bi incha allahu rabbi et j'en suis convaincu moo tax ñi nga xamante ne dañuy nekk di nappaate naan waa dañoo bëgg a taal dëkk beeg dugub ñooñu nañu dem waxante ñooñu nga xamante ne ñoo fi nekk di fi def injustice ba tey réew mii nekk ci instabilité parce que ñun lu ñu dellu ginnaaw du ñu reculer yootaa bu leen neexee ñu menacé ñu bu leen neexee ñu infiltré ñu bu leen neexee ñu jege suñuy famille bu leen neexee ñu def lépp lu leen neex ba da nga xam ne boo daanelee benn y en a un autre qui va se lever boo daanelee ñaar y en a d'autres qui sont debout parce que dafa dem xoolal ñoom mënuñoo xeex population mënuñoo xeex un peuple c'est pas possible ñun mën nañoo xeex ak ñoom parce que dañ leen identifier parce que dañ leen di wàññi au bout des doigts mais ñoom mënuñoo xeex ak ñun parce que ñun nous sommes le peuple te fépp nag lañ taxaw kon nag 8 yooyu ne dañuy fas yéene taal suñu réew ñoom ñooy taal suñu réew parce que mënuñoo fee tey jii taxé Ousmane Sonko insurrection mais attends qu'est-ce qu'ils ont fait ñoom ñoo provoqué parce que yow naka ngay mënee nekk ay enquêteur ngeen xam ne yow comment ça procureur nga xam ni Ousmane Sonko yow loo cuune xam nga ne député tey jii boo ko bëggee convoqué il faut que nga lever immunité parlementaire waa léegi lan moo tax nga di ko convoqué nga koy yónnee convocation donc Ousmane Sonko il a très bien fait plus que bien fait mu génn le dimanche alerté ne man duma dem wuy ji il a appelé à la résistance et ça c'est un droit constitutionnel. Fatou dama lay may benn vidéo dégg nga bi waa Pastef xam naa buñ ko déggee dinañu kontaan xaaral ma may leen bi déglul bi waaw fu nekk foofu xam nga njiitu réewu Sénégal jëndal na ma jaasi ak kuur lay wax ne waaw moo ñu fekk ñu toog ci buntu kër gi
mu ne ñu ana seen i arme ñu génne ay mu ngi nekk président non 2012 premier tour mu jeexee ba mu génn moom premier tour ba pare leer na moo war a dem deuxième tour moom Abdoulaye Wade ñun dañoo desoon këram ndax xam nga booy PDC dañoo saay-saay yàq rek la ñu def mu ñëw nañu bon ana seen matériel ñu génne ay banta yi kenn xamul maag Moussa Ndiaye mu dem dugg si biir mu génne ñu jaasi ak kuur nañu téye leen góor day yor arme jaasi boobu ba tey mu ngi fii ma denc jaasi njiitu réew mu ngi fii ma denc jaasi Mahmoud Saleh mu ngi fii ma denc copain man nekk man da nga jël kuur bi man ma jël jaasi bi. ñaata at nga def si kër gi. ci non 2 mois rek ñu bi ñu jógee 2012 ñëw élection ñun dañoo resté 2 mois ba mu toog ba def lu ne ba commencé dem palais après nag mu jox ñu weccet. xaalis bu bëri. xaalis bu bëri tuuti. ay millions wala. mënul jënd kër Dakar mu nekk jënd kër dëkk ba. saa wu dëkk bëriwul wala. non bëriwul ne tane na. ay 300 000 500. non ëpp na ko. 1 million. non ëpp na ko. Asu amoon nga xaalis. non tane woon na. ok Asu ñu jógee foofu bu ñu jógee foofu dañuy delluwaat tuuti ñu ñëw si département de Pikine Asu ñu gis ni ngay politique Asu yan relation nga am ak seen politiciens yi nekk si département de Pikine. oui département Pikine moom relation yu rafet la am ak ñëpp macha allah. voilà donc li important woon defe naa dégg nga. te ñun yor nañu vidéo yi nga xam ne Macky Sall l'instauration ñun xam nañu Ousmane Sonko te yàgg nañ ko déglu musuñoo dégg Ousmane Sonko fu mu wootee à l'instauration waaye li Ousmane Sonko woote mooy la nga xam ne moom la ko constitution Sénégal may constitution Sénégal dafa ne bu la nit néewalee doole am nga droit résister constitution bi moo wax loolu Ousmane Sonko musul woo kenn ne ko taalal wala fayal ndax Ousmane Sonko moo woo xale université yooyu tey ne leen génn leen woowu leen xale yi ñoo génnal boppam topp ko donc lenn moo wóor Fatou toog leen ngeen nelaw Macky Sall bis bu laalee Ousmane Sonko bu ko xëy na waaye ñu ci buntu këram la ñuy yeew bu ko laaloon 3 heures du matin ñun ñëpp ci buntu këram la ñuy yeewoo nañu pare ñoom parce que comme niñ koy waxee rek lii ce n'est plus un combat de Pastef mais c'est un combat du Sénégal parce que ku dof yaakaar ne Macky Sall dina jàpp Karim Wade mu tëj ko génnee ko dëkk bi amul problème mu def ko Khalifa Sall amul problème bu ko defee Ousmane Sonko fa lay yem da ngay nax sa bopp li leer ba leer ma wax ko Sénégalais ñu dégg te loolu laa doon wax ak sama benn xarit tey mu ne Macky Sall dafa bëgg 3e mandat ma ne ko déedéet Macky Sall dafa bëgg a nekk buur te buur doomam moo koy doon parce que Macky Sall bu ko Sénégalais yi bàyyi au nom du créateur day moom dina nguuru ba doyal xam nga buy dem kan la fi indi doomam Amadou Sall lay jox nguur yéen a ngi toog Idi laa du Idi Ousmane le Sénégal est devenu un royaume moom dina jiite ba doyal bu paree passe doomam parce que nit ñu mel nii noonu la ñuy xalaatee amuñu conscience bu normal amuñu xalaatukaay buy fonctionner Macky Sall loolu mu doon wax ci Nabillahi Moussa yëpp prophète Moussa yaa ngi ko doon dégg loolu en fait sister Fatou loolu mooy réalité yi daaneel Macky Sall xam nga Macky Sall yooyu mu doon wax xam nga ñu bari xamuñu loolu de mais yàlla bu bëggee toroxal doomu aadama daf lay won yoon bi mu lay toroxalee déglu li may wax de yàlla bu la bëggee toroxal daf lay won yoon bi nga xam ne yow moom nga war a jël mu leer la ne am nga doute ci sa biir bopp ne est-ce que yoon bi bu ma fa jaaree duñ ma attaqué nga jaar fa ñu attaqué yàlla bu bëggee toroxal doomu aadama noonu la lay def gis nga Macky Sall li mu woote ci prophète Moussa noonu yëpp histoire boobu mu comprendrewul doon ko jéem a expliquer histoire boobu moo koy dal ci Ousmane Sonko parce que bul fàtte Macky Sall moo dàq Ousmane Sonko exact mais même Macky Sall boobu mooy fay Ousmane Sonko salaire Sénégalais yi ñoo koy fay salaire et c'est le président du Sénégal boo dàqee nit koo xam ne yaa ngi ko doon fay par exemple 500 000 wala yaa ngi ko doon fay 1 million léegi nga dem fay ko 1 million 500 wala lu ci tegu jox ko 4x4 bu rafet nag di ko jox ay indemnisation di ko jox ay indemnité jéggalal français bi di ko indemniser donc yow ci sa bopp war nga xoolaat sa bopp nga xam ne que vraiment tu as échoué ton premier coup et ton deuxième coup peut être mortel pour toi
gis nga lu tax may wax loolu dama koy expliquer ci maanaam ci cascadeur ci xalaatu cascadeur tey ñun ñu ñeme moto nga jël moto def ci 100 kilomètres à l'heure wala 200 kilomètres à l'heure nga daanu sa tànk dam nga ne non je vais essayer encore nga jël ko def 300 kilomètres à l'heure lan moo lay dal prochaine fois da ngay dee mais tu vas mourir parce que bu dee sa tànk moo damm à 300 kilomètres à l'heure à 200 kilomètres na la leer naka boo essayer 300 kilomètres dee moo la ciy fekk te exactement Macky Sall je ne pense pas que il est si incohérent defe naa ne essayé na waaye moom ci boppam gis na ne porox ndol bi mu dugal boppam ay caaxaan la et je sais bien qu'il va reculer parce qu'il est intelligent Macky Sall fi ñu ko bëgg a yóbbu du fa dem fi ñu koy invité du fa daanu he's not gonna fall there léegi ma bàyyi la vraiment nga yeggali say kaddu ba pare nga tàggatoo gars yi parce que xam naa ne maman à la maison la xam naa gars yi soxla nañ c'est gentil mais gis nga Grand Tounkara li ngay wax effectivement Macky Sall bii nii faw mu dellu ginnaaw ndax xam nga lu tax moom ñaar lañu benn fi mu ne nii benn moo nekk ci dossier bi mooy viol te viol bi moom dañ koy démonter moom comme ay carte parce que nim ñu yàggee di ko defee rek xëy na bii dafa xaw a gën a yàgg parce que d'habitude bu jiiñee dara Pastef ak Ousmane Sonko 8h midi affaire bi dellu ginnaaw xëy na bii dina diire tuuti waaye dañuy delluwaat na woon fa woon rek gis nga bu paree insurrection boobu du fi war a mën a am parce que ñun on va lui prouver moom moo ñu provoqué te maintenant Ousmane Sonko moom il a même plus besoin de parler parce que ñi jug ànd ak ñi jug taxaw tigg tey ñee dañu nangu injustice boobu mais ñooñu ñooy jël xeex ñooñu ñooy wàcc ci tali bi ba pare ne Ousmane Sonko topp ñu nag kenn du ko ne jiitul de ñu dañ koy ne kaay topp ñu ànd ci xeex bi parce que xeex bi ñun ak Ousmane Sonko ak waa Pastef ak yéen ak ñëpp ñoo fas yéene ànd ci xeex bi kon foofu koy identifier ku moom xeex bi c'est le combat de tout un peuple Macky Sall ba mu ko defee kii Karim Wade xëy na boobu waa PDS kese ñoo jugoon xeex bi ak quelques-uns ñoo ci jàppoon mu def ko Khalifa Sall waa Khalifa si waxuma waa PS yëpp de waaye waa Khalifa si xeex ci nekk ci sonn ci mu ne je vais le refaire de toute façon parce que bon su ma leen ko defee ñoom ñoo fi nekk di wax ma jàpp waa patriote di tëj leen comme ni ma ko defee comme d'habitude bu ñu dof-dofloo ma jël seen parti bi tas ko coow li jeex mais nag gis nga des fois di nga laal waaye laalaaki des fois da ngay def loo wax gis nga bu la yàlla di toroxal da ngay def loo xam ne doo ko sax imaginer Macky Sall ku ko waxoon tey jii ay nit yu ànd ak moom dinañ bëgg lu ko neex ba ñu monter lii tey jii indil ko bébé bi ne ko tiens regarde le beau bébé qu'on t'a amené regarde comme il est tout beau kaay nga ngénte ko waaye bés ba mu koy ngénte keroog la àdduna di daanu ci kawam ndax loolu lii moo ko dal ndax piège bi ñu teg nii seen stratagème bi ñu teg nii indi fi viol dem kontaan loo Macky Sall xëy na mu sourire tuuti yor soccam waaye bi ñu gisee affaire bi mu génnee sénégalais kenn gëmu ko patriote yi jug fas yéene ànd def bouclier autour de seen leader sénégalais épris de justice yépp bépp boor boo ko mënta imaginer te ñi nga xam ne ñoo gën a féroce tenace contre Macky Sall pour xeex ak moom mais tey ñoom ñëpp ñoo jug taxaw tey jii ne du fi daan amee waaw moom tey moom fu muy xeexee tey ba am ndam fan lay xeexee ba am ndam tey jii moo tax moom de bu moytu Ousmane Sonko xaw ma ku dul moytu Ousmane Sonko waaye moom de war na moytu Ousmane Sonko ndax gis nga yàlla dafa am wax ak nitu yàlla yi dafa am bu ñu demee ci spirituel ñun des fois dañuy tooñ naan Ousmane Sonko mii lu mu àndal parce que man sama gëm-gëm suñu ay maam doon fi ñaan bëgg suñu Sénégal bi ñu teg ko ci ay loxo yu wóor bëgg suñu Sénégal bi génn ci ndóol gi mu nekk bëgg suñu Sénégal bi génn ci injustice bi génn ci système bi nga xamante ne moo ñu yóbbee lu ci bari suñu maam yooyu doon ñaan tey jii yàlla daf leen nangul seen ñaan waaye yàlla bu nangoo ñaan moom lu ci doomu aadama mën ñoom war nañoo xool boobu ba léegi li ñuy def ak Ousmane Sonko chaque jour mu tegu suuf war nañoo bàyyi noppaluku te commencé nag xalaat tey jii pour seen ëllëg bés bu ñu wàccee ci régime bi naka la ñuy mën a defee seen vie ñoom foofu lañu war a toll ndax Macky Sall nguuram bu jeexul ci problème Ousmane Sonko bii en 2021 parce que Macky Sall bu mandat bi eggee 2024 dina ma jaaxal de bu jeexul nii ci 2021 bu ko yàlla bàyyee mu egg ba 2024 nañu góorgóorlu 3 ans yi leen dese ñu liggéey réew mi
li ci des as tuut ñu sauver ko comme ça au moins bu ñu paree 2024 justice bi bu leen di teg ay daan bu leen di laaj ñu li ñu sàcc ñu delloo ko bu ñuy tëdd kaso ñu tëdd kaso comme gor yëpp ndax ñu tëdd kaso gënuñu leen parce que lii mënta wéy de Macky Sall moo gën a xam ne en âme et conscience bii moom dëgg la ñu bëri ñu ngi naan dañoo monter piège ba pare fi mu ne nii comme ñett nañu rëy nañu parce que ay xam nga nit moom yenn yi c'est vrai que gor bëgg nañ cee fi mu ne nii moo tax ñuy ut yeneen yoon mais foog ñu génn ci avec la tête haute mais bii moom mënuñu ci amul fu ñuy jaar ba génn ci ñoom c'est peuple bi daf leen wër ndomb Fatou dinaa bës fen de léegi ma am lu ma leeral fii ok citoyen ngeen déglu ma Sénégal rek et c'est extraordinaire seul en Afrique ñu ne la nguur dafa am doole seul en Afrique guleet ngay dégg loolu mais est-ce que xam ngeen nguur lan moo ko constitué doomu aadama yi ay doomu aadama ñoo ko constitué le pouvoir reste au peuple doomu sénégalais yi lay waxal de yéen a am doole bu ñu leen gëm loola la de ne leen nguur dafa am doole nguur fu muy jële doole du doomu aadama yi ñoo dooleel nguur mën naa am doole ba raw doomu aadama yi ko jox mais attends restons conscients sama yaay am na yóbbante bu ma yóbbante tey mu ne naa ko waxal Macky Sall parce que xolam bi day metti elle a 83 ans daf ma woo ci suba damaa tiit man dama defee ne daf ma doon xasaat ne ma waaw seen xeex bi nangam ndax yàgg na ma ko wax mu ne doo leen noppalu nag yéen a ngi xeex ñii gëmuñu yàlla bàyyi leen nangam ndeysaan tey mu ñëw pourtant man dama ko daan jiiñ toujours ma ne ko yow waa APR nga est-ce que waa APR joxuñu la xaalis dama ko daan jiiñ toujours mu ne xolam bi dafa naqari ma ne ko lan moo naqarloo sa xol mu ne mais Macky Sall xanaa moom du ragalul yàlla ma ne ko lan moo tax mu ne nga jàpp doomu jàmbur accusé ñu indi ay preuve yëpp sama yaay mooy wax de mu ne xale bu jigéen boobu nee nañu xam na góor depuis 1900 sama yaay bi am 83 ans mi ngi déglu de mu ne tooñ baaxul yàlla bëggul tooñ baaxul yàlla bëggul tooñ Macky Sall de wax dëgg yàlla man daan naa ne doomu aadama yi dañ koy tooñ buñ koy waxal ndax dafa noppi te dafa yaru waaye bi ma déggee affaire Sonko bii ba léegi en tant que citoyen manumaa nelaw ma ne ko yaay lan moo la teree nelaw mu ne parce que doomu jàmbur bu sell bu set bii mu bëgg a jël deram takkal ko ñaawteef yi mel nii mu ne Macky Sall lan moo ko jaral loolu et pourtant elle n'est pas wallahi li ma lay wax sama yaay xamaluma parti politique am parce que mooy maire yu nandite yooyu nga xam ne mi ngi yor carton département duma nanguma wax mais tey nee na ma xol bi mooy metti ma ne ko lan moo metti sa xol mu ne doomu jàmbur bi ñuy teg ay fen te du ma déglu de moom elle m'écoute pas ma ne ko léegi yow lan moo la wóor dama koy enquête ma ne ko lan moo la wóor ne loolu ñu koy teg ay fen mu ne ma yow xanaa man du ma nit mu ne ma citoyen sénégalais laa de comme yow mais naka ma la mënee dugg ci bopp xale bu yaroo noonu nga ne kooku day wër ay fetal di dem ci ay kër maanaam fu ñuy maasee ne moom day dem siifi ay doomu adama xanaa Sonko moom il n'est pas intelligent xanaa ñu dañoo yaay may wax lii mu ne ma nag nee leen ko mu bàyyi doomu jàmbur bi pour moom ñun dinañu woo Macky Sall jottali ko message mu ne nee leen ko mu dellu ginnaaw te mu bàyyi doomu jàmbur bi tooñ baaxul nit booy politiqueal rek ku mën sa morom daan waaye jàpp doomu jàmbur di jël ñaawte fen yu mel nii di ko teg ci turam mu ne yàlla bëggu ko yàlla bëggul kuy tooñ na bàyyi message sax dina jàll kenn ko message voilà ma bàyyi la nga ma ne ko yóbbante bi sax dina jàll ndax ni nga koy waxee noonu la ko ñëpp di waxee donc suñu yaay ji macha allah yal na gudd fan ànd ak wér gunge ñu lu yàgg gis nga message bi ni mu la ko waxee noonu la ko Macky Sall noonu lañ ko koy jottal te jottal nga ko sax dégg na ko bu baax Macky Sall moom pour sauver moom boppam pour sauver réew mi nga xamante ne moo ko jox li mu am tey voilà bu dee 10 la ñooñu def complot na leen jël rëq seen digg teg même bu fekkente ne dañ koy naan ñaw ba tey il va en sortir grandi parce que lii nii du jàll mukk gis nga Grand Tounkara lii mooy li nga xamante ne du jàll te gis nga stabilité Sénégal réew mi ci loxo Macky Sall kese la des moom nee na sëñ Mountakha woo na ko mu ne yëgu ko nangul nañ ko waaye nag il peut se rattraper na jël lii teg ko ci suuf wax ji jeex tàkk ñu continuer dem élection suñu élection municipale def organiser réew mi continuer bu ci bëggee nag par fierté par ego maintenir su boobaa nag
lu golo xamee lu xaw ma nu ko ci waxee rek nu ku nekk nu golo xamee xamata sama wolof fi sax foofu dafa bloqué waaye ku nekk daal na nga xam nooy doxee na ku nekk jël say responsabilité li may daanelee grand mooy suñu frère ak sœur yi nga xamante ni keroog ba ñu bëggee jël kii ni Ousmane Sonko jël ko teg loxoom injustement ñu dem jël def bouclier autour de lui ba tey jii ñu tëdd ci kaso bi seeni responsabilité lañ jël de ñoom dañoo jël seen responsabilité pour ce Sénégal de demain bi nga xamante moom lañu bëgg a am waaye ñooñu buñ ñu gën a gore parce que ñu toog fii rek man damay am kersa sax des fois di def ay post naan libéré naan free dama ci am kersa dëgg la c'est ça la parce que ba ñuy jug keroog di xeex ñoom ils ont pas réfléchi ñoom dañoo jug parce que dañoo war a ni injustice duñ ko bàyyi mu jàll tey jii ñi ngi tey jii am na ñoo xam ne boo moytu nañu dem bàyyi ci kaso bi non dinañ leen jëli on est en pour ñooñu nag léegi nag génne ñooñu nag il faut que ñu génne leen bàyyi force il faut que li nga xamante ni teg nañ ko muy en fait une honte bu mag a mag pour Sénégal ci démocratie Sénégal li muy doxee àdduna bi yëpp tey jii foo toog tey ñu naan lan un politicien xam nga tey jii sax DSK na ma yàlla baal xëy na peut-être bon du ma teg ci moom lu ñaaw mais xëy na xamaloon nañ ko ci parcours am dafa bëgg jigéen wala genre yooyu donc xëy na peut-être mën nañu dafa tombé ci piège affaire yooyu waaye Sénégal nga xamante ne tey jii nga jël koo xamante ni c'est l'opposant radical nga jël ko premièrement tey bu ñu déggee ñu ne kat moom ba muy liggéey inspection impôt et domaine dafa doon dénoncer injustice bi fa am nga xëy dàq ko injustement àdduna bi tey jii bu ñu ko déggee ñu ne kooku tey moo dem élection présidentielle génn 3e il a suscité l'espoir tey yi ngeen xëy suba jël luñ jëf ju ñaaw ji nga xamante ne man dama am kersa di ko wax sax lii ñu teg ci kawam ba tey jii dëkk bi am instabilité xam ngeen ne àdduna bi duñ ko seetaan muy jàll àdduna bi duñ ko seetaan muy jàll donc moo tax tey jii ku ci nekk rek na nga jàpp ne xeex bi c'est maintenant ou jamais nañ leen ko dem xeex pour injustice nañ leen ko dem xeex pour ce Sénégal bi nga xam ne dañoo bëgg mu nekk le Sénégal de tous et pour tous waaye nañ leen ko dem xeex pour ñi nga xamante ne ne serait-ce que même benn jour tëdd nañ ko ci kaso bi traque bi ñuy jël di ko def bëgg a dox suñu psychologie bi bëgg def intimidation bi ñu bëgg xam nga intimidation bu ñu ko defee grand am na ñoo xam ne dañuy résister mais du ñëpp ñoo mën a résister gis nga stress du ñëpp ñoo ci mën a résister donc nañ leen ko xeex pour ñooñu nañ ko tëj waaye dañ leen ko xeex tout simplement pour suñu Sénégal di jaajëfal di massaw bu baax ñi nga xamante ni suñu frère ak sœur patriote waa Pastef ñi nga xamante ji ñoom ils sont au cœur de ce dispositif tey jii ñi ngi ci biir au cœur de li nga xamante ni ci procès bi pour défendre Ousmane Sonko ñi ngi leen di traquer ñi amatuñu jàmm amatuñu salaam nelawatuñu ñi liggéeyatuñu depuis bi affaire bi éclaté di leen massawu di leen wax ne nous sommes de tout cœur ak ñoom suñu frère yi nga xamante ne ñi ngi ci kaso yi di leen wax ni nous sommes de tout cœur avec vous waaye xaar leen ñu parce que ñi ngi ñëw génn leen di ngeen génn par force di wax suñu frère Ousmane Sonko di suñu président di suñu yaakaar ci arène politique bii dëgg la xëy na moom moo ñu gën a dëgër parce que moom moo ñuy remonter le moral waaye nit la rek au fond de lui honorabilité am touché na di ko mastawu di mastawu aussi sa femme ses femmes ay njabootam ndax métti sëgëm ñun ñi nga xamante ni bokkuñoo ak ñoom politique bi rek la ñu bokk sëgëm ñun ñi nga xamante ni nous sommes à des milliers de kilomètres de ñoom ñoo am lu ñu métti ba ñu koy jooyee di ko naqarlu sàkkantuma la ñoom ñi nekk foofu noonu di wax patriotes yi nañu indulgent ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk affaire bi ndax gis nga lu mel ni bu amee stress dina am jaxasoo dina am donc juumte du ci ñàkk léeg-léeg di nga gis ku def dara xam nga ñun patriote dañoo xër ñun bu demul niñ ko bëggee rek suñu dënn dafay jóg waaye nañu indulgent entre ñun nañu muñalante te xam te ne tey moom l'heure est à l'union nañu booloo ñun ñëpp nekk benn ñi nga xamante ne ñi ngi jug ñoom ñëpp muy activiste yi société civile politiciens yi ñoom ñëpp jug tey taxaw dëgg ni taxaw temm ni dañuy xeex injustice di wax ni ñoom ñëpp rek képp koo xamante ne mbir mi defoo ko sa yëfu bopp pour Sénégal kese yal na la si yàlla sàmm ba ñu génn ci ak jàmm ak salaam ba ñëpp mucc si ba ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ ko seqal di jàmbaalaw si ñëpp mucc si tey Arminu Ñëng mi nga xamante ne mi ngi hôpital
di ko ñaanal yàlla mu dellu soit ak jàmm ak salaam mu am wér amiin parce que dañoo bëgg ñoom ñooñu ci nekk tey ci système bi di def naka su dul noonu dañoo bëgg ñu fekkee ñoom ñëpp ñun ñitam ñu fekkee ñun ñëpp ba ñu wan leen naka la ñuy yoree réew ba ñu wan leen ne réew du caay-caay moo koy yor di nga mën a yor réew tedd ci waaye li ciy sa njëriñ kese moom ngay lekk li ci sa wërsëg kese ngay lekk ñu ànd ñun ñëpp booloo def Sénégal bu bees boo xam ne Sénégal ñëpp pour ñëpp ñu ànd ñun ñëpp liggéey tabax Sénégal ñu war leen ni lii la ñu bëggoon ba ngeen xam ne dinañu ko nangu donc di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne yàlla na yàlla defal Sénégal jàmm xeex bi ñuy xeex yàlla na si yàlla def ndox bu sedd guy ñu xeex ko pacifiquement ndax Sénégal yàgg nañoo xeex de façon pacifique ba am ndam li ñu bëgg donc lii tamit yàlla dañ incha allah rabbi yàlla na suñu borom taxaw defal ñu ci jàmm ba ñu xeex ko mu xeex ko nag dëgg nag avec toute la résistance bi nga xamante ne moom la soxla waaye yàlla def ci ndam ak jàmm ak salaam ndox bu sedd guy képp ko ci dugg yàlla la suñu borom sàmm sa njaboot képp ku ci ñàkk sa doole sa alal sa lépp képp koo xamante ne nelawatoo yàlla la suñu borom defal jàmm sàmm ñu ñun ñëpp képp koo xamante ni tam mënoo jug xeex waaye yaa ngi toog ci sa xol di ko naqarlu di jooy waaye yaa ngi toog di ñaan tamit yal na yàlla nangu sa ñaan yal na yàlla def ñun ñëpp ñu fekkee ko jàmm ak salaam waaye di wax yi tamit nañu jàpp ni yàlla du wàcc xeexal ñu suñu xeex bi de déedéet xeex bi ñun ñoo ko war a xeexal suñu bopp c'est un droit constitutionnel ba tey ji ñu war a jug xeex suñu xeex donc fépp fu waay mënti nekk rek na nga pare taxaw te xamante ni la résistance c'est un droit te incha allahu rabbi buñ ci boolee gëm-gëm wan leen ne duñu dellu yootaa rek dinañ ci am ndam bu kenn tiit bu kenn xof nañu ànd ak suñu sago te xamante ni le pouvoir appartient au peuple et seul le pouvoir aura le dernier mot bu ñu àndeek dëgër rek mu jaral ñu ko parce que lépp rek jaral la ko ndax gis nga Grand Tounkara booy dem di liggéey tey jii ku nekk bëggoon nga boo xëyee da ngay tëdd nelaw ba sa xol sedd bu weer bi dee xaalis dugg sa compte waaye doo ko def gis nga li muy metti ngay yeewu 5 heures du matin 4 heures du matin dem di liggéey pour mën a am loo jox sa njaboot nañu ko jaral tey jii pour suñu njaboot googu tey ëllëg xëy na tey ñun ñi ngi xeex de waaye ñun xamuñu ëllëg fu ñuy fekk kon war nañ leen fee tegal avenir boo xamante ne tey jii doomi tubaab yi nekk ci dëkk bi nga xamante ne bu tawee 8 heures midi mu sawet loolu lañu war a xeex ku feebar nga faju tey jii kenn du feebar tey jii ne nañ ko ket yóbbu ko bitim réew pour faj ko yóbbu ko Maroc wala France ku feebar da nga war a faju biir Sénégal pétrole bi nga xamante dafa génn Sénégal ak gaz bi ak zircon bi ñu war cee mën a tedd ñun ñëpp ba nga xamante ne kenn du génn dem di immigré ti képp koo xamante ne yaa ngi ci biir Sénégal di politique da ngay politique parce que da nga am gëm-gëm da ngay politique parce que dafa am idéologie boo xam ne da nga ko bëgg a défendre waaye doo politique parce que da nga bëgg a tedd doo politique parce que da nga cee bëgg a am parce que politique du rendre kenn riche déedéet fonction publique liggéeyal sa askan du jox kenn teraanga ba tax na tey jii dañoo war a xeex ba képp koo xam te ne dugg nga ci biir politique bi képp koo xam ne da nga jug ne da ngay liggéeyal Sénégal nekkatul ay waxi na sax kan déedéet waxi naxe mbaay déedéet di gëmloo nit yi doo xam ne au fond de toi gëmoo ko bés bu ñu la fi tegee dénk la dara tey jii nga def naka su du noonu tey dañuy xeex tey jii ba nga xamante ni jikko yi ci politiciens yi jikko yi ci société civile bi jikko yi ci kër gi jikko yi nga xamante ne fépp nit mi ngi fa yeew bépp Sénégal mi ngi fa yeew jikko yi dañ koy defar te defar du jël yet du caagin jël yet di dóor ku nekk pour changer jikko yi déedéet ñii jiitu ñoo war a ñoom lañ fiy teg ñu yor jikko yi nga xamante ni moom lañ soxla ci ñoom ba tey jii képp koo xamante ne ñi ngi lay jiite entreprise ba mairie ba école ba hôpital ba secteur privé bi secteur public tey ñi leen di jiite dañoo yor jikko yi nga xamante ne moom lañ namm ci ñoom ba tey jii képp ku nekk ci suuf rek par force by force di nga yor jikko bi nga xamante ne moom lañ soxla ci yow donc loolu laa amoon lu may wax di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier ñëpp di encourager ñëpp di wax patriote yi voilà vive le Sénégal amuñu ku dul Sénégal amuñu ku dul suñu Sénégal vraiment ñu ngi lay remercier di leen massaw aussi comme niñ ko waxee rek di massaw waa Pastef nag ci turu Sénégal parce que Sénégal réew bu baax la voilà réew jàmm la dañoo am ay kilifa yu mag yoo xam ne dañoo liggéeyal réew moomu mu doon réew mu naat aussi yàlla dafa def nag on a des dirigeants délinquants yoo xam ne ndeysaan amuñu ngor donc ñuy mastaw waa Pastef
te ñu leen di ne aussi dinañ leen renouveler suñu solidarité pour ngeen xam ne xeex bi président Ousmane Sonko du ci wéet te waa Pastef duñ ci wéet te li waral loolu rek mooy bëgg-bëggu réew maanaam li ñu bëgg Sénégal te ñun ñëpp ñu bokk ko te ñu am benn doomu aadama bu mel ni Macky Sall bu ko ñëw gàkkal donc dinañ leen ne loolu du jàll ça ne va pas passer bu leen yaakaar benn yoon Pastef wéet bis bu ñu laalee Ousmane Sonko je t'assure que di ngeen gis loo xam ne masu leen koo gis ci histoire du Sénégal te yéen di ngeen gëm sax ne lii warta mën a nekk yéen di ngeen xam ne du mënta nekk Pastef parce que on est prêt à tous les niveaux nag pare nañ pour jàmbaarloo ak kii nga xam ne moom mooy Macky Sall parce que Macky Sall il faut mu xam ne moomul Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk Fatou Cissé daf ci am wàll Tunkara daf ci am wàll Bari am ci wàll Diallo am ci wàll Jeeju am ci wàll moom Sall am ci wàll te ñun ñi xam Sénégal te xam Sénégal bu baax te teguñu ko ci ñàkk teggin Pape Macky Sall amul 1 mètre carré Sénégal c'est extraordinaire loolu bu ñu leen ko waxee parfois les Sénégalais pensent que c'est un manque de respect Macky Sall li nga doon wax ni léegi naan ku liggéey defal sa doom lii defal sa doom la li bu doon li la sa bàyyi wala sa maam bàyyi la mooy tax nga tekki ci ab réew Macky Sall mënta doon sàmmkatu xar Sénégal mais les Sénégalais loolu duñ ci attardé wu parce que wax dëgg yàlla mooy maye mooy xañ xëy na loolu la ko yàlla wërsëgaloon mais dañu bëgg Macky Sall la xam ne du ñaan ñun amuñu luñ ko ñaan ndax ñun ñoo ko fal ñun ñoo ko dénk réew mi dañu bëgg mu xam ne Ousmane Sonko est un citoyen et un citoyen digne et un patrimoine parce que boo amee citoyen bu baax boo xam ne dafa jub di wax dëgg kooku dépassé na citoyen lambda kooku dafa am statut maanaam patrimoine parce que li mel ni Sonko tey mi ngi mel ni loolu lay wax toujours di ko fàttali dafa mel ni nga ne Michael Jordan bu Amérique Michael Jordan loolu patrimoine la kooku américains yi dafa am fuñ ko teg dañ ko dugg ci seen archive Sonko mu nekk président tey wala mu bañ a nekk président am na loo xam ne incarné na ko ci politique Sénégal ba àdduna bi tukki dinañ ci gis suñu bopp te comme ni mu ko waxee la ñu ngi koy sant ci lamp yi comme xel yi mu taal nag parce que attends Sonko a allumé des cerveaux au Sénégal Sonko n'a pas créé des criminels il a créé des conscients des jeunes conscients la créé Sonko n'a pas créé de criminels au Sénégal parce que amul benn doomu aadama boo mën a duut baaraam ne Sonko mas naa wax ñaawteef bu mel nii Sonko du wax ñaawteef du dox ci ñaawteef du lijjanti ñaawteef te toujours mooy li may wax ñu mën koo renouveler toujours ñun nit ku mel noonu jox nañ ko cër bu tolloog Fatou Cissé man ama personne am naa opportunité bokk ci nit ñi nga xam ne mas nañoo au moins am benn 5 minutes ak moom toog mais ba guddi yi ñuy toll nii mu leer ma ne que am naa opportunité bi su ma ko bëggoon fu ne man masumaa jël téléphone woo Ousmane Sonko ñun li ñuy xeex nii yëpp dañ koy def te yàlla rek tax te Sénégal rek tax masumaa jël sama téléphone bii te mu leer ma ne Pastef xam naa leen yéen ñëpp bu ma ne woon tey Khadija dimbali ma nga dem seetal ma waa ji boo yeggee ci wetam nga woo ma nga jox ma ko téléphone mu def mais mësuma koo woo téléphone mësuma koo envoyé message mësuma koo lijjanti te maa ngi koy masaw mais publiquement comme tous les Sénégalais parce que pour man loolu du combat bi du débat bi duñ ko bàyyee waa Pastef ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen direction ñu mën a defanteeg moom ñu mën a waxanteeg moom ak yéen ñu bàyyee leen loolu te ñun ñu continuer xeexal Sénégal rek te yàlla tax parce que Ousmane Sonko c'est un patrimoine amul 500 francs bu mu joxe amul 1000 francs amul 10 000 francs bu mu joxe mais mi ngi joxe li gën loolu yëpp muy jikko ju baax parce que ñun li ñuy ñaan yàlla tey ñu jox suñu réew mi nit ku doy nit koo xam ne 500 000 doy na ko pour mu dundal ci njabootam imaginer lu mel noonu pourtant bëggoon naa la sax laaj wax jooju te dinaa ko def parce que xam naa ne yow jigéen nga ko bu man góor je pense que loolu xam naa Pastef dina ko dox waaye du ñàkk waaye ñun patriotes yi ba léegi man ama personne déjà bëgg naa ñun ñëpp ñu contribuer Ousmane Sonko salaire am boobu ñu jàpp di ko diviser par 3 ak 4 di ko jox jigéen ji di ko jox jigéen jële di ko jox maanaam
pouponnière yi ak loolu. pouponnière loolu war nañ ko mën a épargner nag. dëgg la. loolu ñun patriotes yi war nañoo mën a dindi loolu waa ji jotaat salaire am ci loxoom mu man cee njariñu Sénégal. 500 000 boo gisee ndeysaan même jafe-jafe yu ndaw yi muy am naa benn vidéo de témoignage boo xam ne benn nit dafa wax ci Ousmane Sonko mu ne ak xaalis bi ko patriotes yi di dajaleel nii yëpp Sonko day ñëw du yor benn dërëm te du ñaan kenn benn dërëm te du ñaan kenn benn fistin ndax gore parce que dafa jël salaire am attention salaire Sonko doy na ko pour mu dund waaye moom dafa gis boppam nanguwul jël xaalis boobu moom dong mu koy dundee mu dimbali ci ay pouponnière ak ay femmes transformantes en Casamance man defuma ko pour Pastef waaye yéen war ngeen mën a créer vraiment ku mel ni yow Khadija ngeen créer benn plateforme boo xam ne ñun ñëpp ñoo ciy contribuer man dinaa bind man tamit dinaa jël benn responsabilité mensuelle di leen ko jox yéen mu yegg ci ñooñu Sonko ñu dindi loolu nga xam ne mooy versement automatique bi mu delluwaat ci moom Sénégal yombul te Sonko dafa gore du façon nit boo xam ne day jël ndimbal ci nit donc loolu buñ ko defee day mel ni ñun def nañu beneen contribution bu extraordinaire boo xam ne vraiment dina ko épargner yu bari ñun ñuy jox ñooñu directement mën nañ ko def sax versement annuel xam nga tey ñun bu ñu joxee ñooñu bu dee 500 000 buñ ko multiplier par 12 c'est 6 millions de francs CFA ñun ñu jox leen 6 millions fii jox kële 6 millions 12 millions la patriotes yi ñun bu ñu dajaloo mën nañu def loolu ci 10 minutes chaque année benn yoon Sonko ñu épargnel ko lii nga xam ne moom mooy salaire am wax dëgg yàlla mu mën a jot salaire am député yépp man cee jox famille bu dund parce que ñun bu ñu jëlee xaalis bi di ko jox Sonko xam nga defkatu ñaawteef yi lu ñuy wax voilà Sonko mi ngi tàppale moo xale yi ñu ngi tàppale ñu ngi jël xaalis bu illégal di ko jox du dëgg mais bu ñu fexee loolu deñ bu ñu fexee ñun ñu dindi loolu moom xaalisam demaat ci moom ñun patriotes yi ñu jàppale ñooñu nga xam ne ñooñu la doon jàppale bay am jafe-jafe ci xaalisam je pense que c'est une idée extraordinaire te yéen man ngeen ci taxaw. dëgg la sax dëgg la te vraiment maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. waaw man damay cotiser man dinaa jël responsabilité bu cotiser lu takku bu soobee yàlla. boo leen ko wootee sama diggante ak yàlla laa la wax dinaa ci cotiser lu takku. pour pouponnière bi ndeysaan waa xam nga moom ndeysaan waa gor moom xam nga daf ko diggee woon ak ñoom xëy na moo tax mais bu ñu defee loolu ne ko nag teggil nañ la ko parce que boobu ba léegi yaa ngi ko doon def je pense que war na mën a nekk mais pour pouponnière bi moom di la wax ni rek déjà am na parce que boo xoolee lisaan suñu sœurs yi macha allah suñu sœurs patriotes yi nekk Italie Daba Sène en l'occurrence ñoom taxawal nañ déjà kuréel gu mel noonu ba nga xamante ne dañoo jugoon bi président Sonko lancé woon yëgaloon ñu ko ba ñun ñëpp ñi jot ci patriotes yi ñu bëri ñu ngi doon envoyé directement pouponnière bi mais ñoom dañoo jug taxawal benn kuréel pour tabaxal leen kër ba nga xamante ne location bi nañu dindi affaire bi nañu fexe président Sonko dindi versement direct yi ngeen proposé ko forcé ko parce que góor la ñun ñu remplacé ko ñun li nga xam ne moom la fa doon joxe ñun ñu remplacé ko ñu teggil ko moom xaalisam ñu dooleel suñu sœurs yi nekk Italie nga xam ne ñoom ñoo lancé affaire bi parce que ñoom bi ñu dañoo commencé woon di fayal location pouponnière bi mais am suñu benn sœur patriote ndeysaan bu nekk Suisse may leen terrain ndeysaan may waa pouponnière bi terrain ñoom ñu defoon normalement sax nemmeeku tur bi moo taxoon ñu arrêté faf yàlla nattuwaat ñu ci lii mais dañoo bëggoon def lancement levée de fonds pour ñëpp jàpp ci pour ñu mën a tabaxal leen terrain boobu nga xam ne bu ñu amee seen këru bopp location da leen di teggeeku te ñoom loolu mooy seen problème waa pouponnière bi surtout location bi moo metti effectivement bu ñu doolelee projet boobu à partir de là ñu ne président Sonko nag teggil nañ la nag sa na ko teggi nga xam te ne parce que Fatou waaw incha allah dund Sénégal yombul de ci gor dëgg la Sonko du ñaan Sonko bëggul ku ko may il faut ngeen loolu leer ci seen nopp yi et il fait la part des choses entre sa vie privée ak li nga xam te ne mooy engagement bi ñu seq ak moom donc nañ ko bàyyi ak li mu moom comme ñun ay patriotes lañu te bëgg nañu Sénégal nañ ko teggil loolu bëgguma mu yàgg lii projet la boo xam ne ñun ñëpp buñ ci travailler comme ni ma la ko waxee boo ma woon 3 heures du matin sama contribution mi ngi sa compte bancaire balaa la landa ñoom suñu sœur ñoom Daba Sène bu soobee yàlla moom dinaa leen wax moom ñu gën a koo taxawal ba nga xamante ne lancement bi ñu dëggal ko bu ñu génnee ci lii ak jàmm ak salaam pour ñu mën ko taxawal incha allahu rabbi en tout cas di la jaajëfal
saluer ce patriotisme parce que c'est quelque chose c'est à toi mais ku nekk ni taxawaay bi nga war a mën a am ci réew mi ak niveau boo ko mënta amee rek te di sant yàlla ba nga xamante ni gis nga man des fois damay toog ba si ma ne waa Pastef du ñu nit ndax ñoom ba ñuy tëgg projet Pastef lañ ci waxoon yëpp chaque jour da nga gis man surtout cette phrase là man nga xam ne may doo dugg dama ne Sonko mooy sama messie mais quand tu entends ñu ne ñoom dañoo bëgg des citoyens conscients des enjeux de l'heure ñoom bañ koy taxawal 2014 est-ce que ñoom xalaatoon nañ ni dinañ am loolu parce que finalement li ñu bëggoon noonu ci phrase boobu am nañ ko les citoyens qui sont conscients des enjeux ñi ngi nii tey jii taxaw ñooñu ñoo taxaw tey jii fas yéene tey jii daaneel Macky Sall buñ ko daaneelu itam ñu ànd ak moom ba 2024 dindi lenge yi ci moom tabax léew mi ba pare nag ñu rendre compte parce que nag ñi fi doon jugee di dem te duñu rendre compte moom de moom yàlla mën na Macky Sall li ko yàlla nattoo dafa bari de ndax yow nguur ba nga fi toogee ba léegi ci coow rek ci fitna rek la réew nga yore réew mi nga fas yéene bés booy joxe réew mi kenn du la bàyyi nga dem di nga rendre compte par A ou par B te nag yow ak ña nga àndal parce que xëy na ñi fi jóge woon dañ doon laam-laamee leer naak leerul ñoo jël waaye ñoom dañ leen a jàpp nuut ci ay loxo ils vont rendre des comptes de te moo tax gis nga grand Tunkara je reviens gis nga jikko yi nañuy jikko yi parce que gis nga Macky Sall jikko bi jël nguur rek toog salaamaaleykum newaguñ la maaleykum salaam nga nekk ci defante rek moo taxit mandat bi ci defante rek la ci nekkee moo tax yal na yàlla sàmm jikko yi bu ñuy tatagal suñu njaboot bu ñuy tatagal suñu bopp nañu tatagal suñu bopp ci jikko yu baax yi ndax gis nga jikko yi moo ñuy sauver ci lu bari Ousmane Sonko de jikko bi mu ñu wan moo tax tey jii tooxi doona bi ñu ko bëgg a dugal ñëpp taxaw à l'unanimité ne mënta ne des fois da ngay gis sax ku lay kuy reetaan ne la même bu taxawoon ne sax sama gel la woon xale bi sax tey laa koy jox sama carte parce que c'est sa vie privée moo tax mais parce que c'est ça man tey jii sama borom kër tey jii bu may tatagal tey jii bu may natt ci sama jukko dans le cadre privé la may nattee parce que ci privé la ma xamee waaye tey jii yow grand Tunkara tey jii boo may natt ci dans le cadre public nga may nattee parce que sama vie privée sequma ak yow li ñu seq mooy arène publique c'est la même chose ak Ousmane Sonko li ñu seq ak moom mooy Sénégal bii nga xamante ne moom nee na dañ ko jox réew mi am na capacité pour defaral ñu ko ci arène publique boobu lañ koy woo ànd ak moom liggéeyal Sénégal li ci des nag bu ñu kenn sonal. Amin jërëjëf merci beaucoup sister. merci beaucoup merci à tout le monde bisous à tout le monde yal na leen yàlla defal jàmm ak salaam ñu fanaan ak jàmm ak salaam ñu ànd ak ceeg jàmm ak salaam ci suñu liggéey bi waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuhu jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci voilà donc gars yi kooku moo doon suñu sister ndeysaan Fatou Cissé Goudiaby extraordinaire gis ngeen liggéey bu rafet bi patriote yi di def. Elles sont toujours engagées ay jigéen parce que gars yi rek dañu doon kaas ñu ne ñun duñu bëgg a invité jigéen ñi et c'est pas le cas jigéen boo leen xam rek vraiment te mu bëgg a participer ci waxtaan bi te vraiment mu doon nit koo xam ne dafa engagé ci mbirum Sénégal boo leen yónnee information yi dinañu def suñu kéemtulaay kattan pour dugal leen pour partager ak ñoom voilà parce que elles sont disciplinées déjà te ñoom ñooy suñuy yaay boo leen xoolee tey Tunkara sax réglé na ñoom ñooy suñuy yaay ñuy suñu ay sœur ñuy suñu ay doom donc vraiment gàcce ngalaama gis nañu ko def na liggéey bu extraordinaire te ndeysaan balaa ngay xam seen bëgg-bëggu Sénégal rek nga laal patrimoine bi loolu ñoom duñ ko caaxaane duñ ko laam-laame te duñ ci dellu ginnaaw donc vraiment les amis ñu leen di remercier bu baax a baax di leen jox rendez-vous comme toujours rek incha allahu rabbi suba ñëwaat rek dëbb ko ci parce que ñun li ñu intéressé en fait mooy Sénégal te Sénégal buñ koy xeex donc ñun ñëpp dañoo war a taxaw ñu xar suñu tànku tubéy voilà fan yii nag xam naa li gën a waral mooy sama gars yi dañu ne waa jeudi mais ana Abdou Karim mi ngi si jàmm c'est que dafa am ay kii yu muy dox fan yi rek donc incha allahu rabbi bu ko yàlla delloo si waatee ci norme donc dinañu ñëwaat ci continuer ci li nga xam ne moom la ñuy def tous les jeudis mais il faut vous désabonner te dafa leer lii may wax ni man ngeen dagg vidéo bi après ngeen dugal ko parce que dinaa ko dagg man sam bopp dinaa ko partager fépp ci WhatsApp yi désabonné wu leen ci
maanaam ñi nga xam ne dañuy diaboliser ay nit ci ay fen parce que tey Sénégal me fatiguerai pas à le montrer dañu indi benn yëf bu ñaaw ñu teg ko kii nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko te dañ koy naqarlu parce que au moins yaakaar nañ ne mënuñoo war a wàññi seen dignité jusqu'à ce point parce que xoolal ñaawteef bi nga xam ne moom la Sénégal bind ci président Ousmane Sonko ñaawteef bii la ñu jël bind ko ci turu doomu jàmbur bi et que ñoom xam nañu ñoom ci seen bopp xam nañu ne que c'est du mensonge parce que boo xoolee tête noire yi nga fay gis mooy tête yi fâché yi ak yi nga xam ne moom mooy reetaan yi parce que doomu aadama yi ci boppam xam nañ ne ñoom dañoo tële parce que lii preuve li xew tey ak président Ousmane Sonko maa ngi nii di leen ko won loolu voilà donc gis ngeen boobu benn vidéo la bi vidéo par en air ci kaw lañ ko jëlee voilà donc boobu ñun ñëpp ko gisandoo vraiment loolu la waa Sénégal bind ñu titre ne Ousmane Sonko dañ ko doon yuuxoo fële nga xam ne moom mooy université Cheikh Anta Diop mais on doit les faire payer ñu bari ci yéen da ngeen war a yéen ñëpp da ngeen war a désabonné ba pare ngeen yégal ko seen ay xarit ñoom ñëpp ñu désabonné voilà gars yi ñu ngi leen di remercier bu baax di leen jox dig daje beneen jour wa asalaamaaleykum wa rahmatullah